fidèles téléspectateurs de la DTV waxtu seen émission question de l'heure jot na 5 ma delluwaat rek di leen jaajëfal ci topp bi ngeen topp programme seen chaîne de télévision rawatina nag seen émission bi di question de l'heure ni ñu koy amale rek àllarba bu nekk dañuy toog fii di waxtaane lépp lu jëm ci tolluwaayu jamono ndax xam ngeen ni tey jii bu ma nee soxna Mariama Sagna xel yu bare bari dinañu dem ci jafe-jafe wala uwa googu la nga xam ne moo dal nag ci askan wala di yeewoo fële ci Kër Massar ndax tey jii li ko dal rek doon loo xamante ni metti na lool ay saay-saay dal ci kawam yéeg ci kawam ba pare faat ko mu doon loo xamante ni kenn rafetlu ko waaye lu ko jiitu tuuti rek am na ku fa ñàkk bakkanam nag bokkoon ci li nga xamante ni moom mooy ci douane sénégalaise loolu lépp buñ ko xoolee rek ak ci jamono jile ñu bare bari jàpp que ni yegg nañ ci jamono joo xamante ni wala sax lu ko jiitu woon amoon nañu cas similaire yu mel noonu le ñu jëm que ni lu jëm ci wàllum sécurité di kaaraange léeg-léeg day sooxe rek ci yenn gox yi rawatina nag buñ demee ci yenn gox-goxaat yi nga xamante ne ñoo nekk ci wàllum banlieue bi loolu lépp daal nañ nar a faram-fàcce tey ji moo nar a nekk solo su waxtaan tey ji lii waaye waxta émission bi mun ñu koo tàmbale rek te jaale ñu groupe Excaf waaye tamit jaal fidèle téléspectateurs yi nga xamante ni dañ daan teewlu émission bii di ndénkaan ak askanu Sénégal yi nga xamante ni dañ daan safoo soxna si di soxna Zeynab Fall tey ji sunu borom moom ko mu tëdd ca janaase nga xamante ñoo nekk fële ci Caaroy ñu koy ñaanal yàlla rek foofu mu ne nekk yàlla na ko gënal fi nga xamante foofu la jógee yàlla xare ko àjjana te yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam bu ñu dellusiwaatee nag ci waxtaanu tey bi la jafe-jafe jooju lay tax na ba ñu suñu naataango bi nga xamante ni moom mooy Chantal Badji ñu jox ko micro nag mu dugg ci gox ak goxaat yi jox kàddu gi ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi ñu joxe ci seen xalaat ci li nga xamante ni xew na foofule ci Kër Massar waaye xew na tamit ci yeneen gox ak goxaat ndax bërki démb fële ci Tivaouane la woon ak ci dëkk boo xamante ñu ko tuddee Kër Assane bu ñu dellusiwaatee nag dañuy dem rek du côté de la régie teewlu élément bu Chantal Badji bo dellusiwaat ci plateau bi. bakkan yu ñu nemmiku mu tàmbalee bëri lool fii ci Sénégal ci week-end bi ñu génn nemmiku nañ fi ci Dakar ay série de violence yile xew-xew nag nekk lu ñuy faral di nemmiku rawatina bu ay élection jubsee mu doon loo xam ni jural na njàqare askan wi. doy na waar boo xam daal dépassé nañ ñun en tant que sax ay jullit te Sénégal ñun xamuñ si woon sax loolu ay toog dégg ñu ne rey nañ nit dañ ko daan dégg si yenn dëkk yi mais léegi su ñëwee ba Sénégal kon loolu lu ñu jaaxal Sénégal amul sécurité. bu amul sécurité lii am du am sécurité fan la am ci parti politique yi ku nekk ci kaw booy dem di nga am sécurité bu mat mais citoyen bi nga xamante ni moom këram la nekk ruqam la nekk amul sécurité ci boppam. responsable yi du kenn ku mooy wayjur yi li ni mel nag mooy xalaatu bi li sénégalais li mu jàpp mooy ñàkk yar gi ñuy faral di gis ci dëkk bi mooy waral li ni mel. boo nee toujours état bi dafa war a def li bàyyi sa doom muy taxawal ci mbedd mi bu màggee bandi lay doon. te aussi nit ñi ñoo war a jël si responsable suñu doom yi war leen yar def leen ci bonne condition ñuy tëdd ci bonne condition sa doom boo ko defee si loolu du mu sa doon bandi. bi les sociologue nag li mu jàpp mooy mbir mi gën naa yaatu ndax ay fànn yu bari mën na koo waral ci loolu sax mu jàpp ni askan bi dañoo war a dellu ci suñuy cosaan ak suñu diine. ku nekk day bëgg a jot ci li nga xam ne moo lay tax nga tekki mais léegi soo amul loolu mun naa am nga jëriñoo sa doole pour jot ko dëkkuwaay ak fu mu dëkk ak dëkkandoo suñ ko nan la tudd maîtriser wul ci bi nga xam ne mën naa wax ci par exemple nga am diine bu mat éducation religieuse mun lay permettre d'être freiné. ñaari doomu aadama ñu jël seen bakkan ci week-end bi ñu génn fële ca Kër Massar kenn ki di ab militante bu Pastef ka ca des di ab douanier ñu faat seen bakkan yile violence nag nekk lu tàmbalee bari lool jural na njàqare askan bi ñuy xamle rek ni nekkatuñu ci karange te li ñu bëgg mooy yoon daal di leeral lépp lu jëm ci mbir yi. Chantal Badji ñu lay jaajëfal bu ñu dellusiwaatee ci plateau bi nag ñu am mbégte lool di dalal ki nga xamante ni moom mooy mën nañu ko wax premier magistrat bu Kër Massar ndax moom mooy le député maire Moustapha Mbengue nattu woowule ci kawam la dal ndax moom mooy premier magistrat ni mu leen ko waxee rek monsieur Mbengue egsi la jàmm ci plateau bi. waaw maa ngi leen di nuyu yéen waa DTV di nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. waaye aussi balaa may commencer dara aussi di jaale rek
famille yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom tey ji ci Kër Massar. bu ci njëkk mooy colonel des douanes bi nga xam ne trouvé nañ ko foofu ñu faat ko ak ki nga xam ne barki Dembo Ndiaye muy responsable des femmes bu Pastef bi nga xam ne ay woyu fekk nañ ko dugg nañ ba ci biir këram def ko liñ ko def jëf ju ñaaw ba pare rey ko donc ñoo ñëpp maa ngi leen di jaale seeni mbokk di wax tamit di ñaan tamit ñu état bi ak police ak ñu def tous les moyens ba nga xam ne ñi ko def ñu teg leen loxo li nga xam ne yoon wax na ko si ñoom ñu teg leen ko dama njëkk rek bëgg leeral tuuti ndax sunu naataango bi ci élément bi dafa wax que ni soit sunu dégmalee élection yi rek la ñuy gis lu mel ni le yaakaar naa ni par rapport ak cas bi nga xamante ni moom moo xew foofu ci Kër Massar procureur bi nga xam ne moo nekk fële ca Pikine di Amadou Seydi levé na lépp lu jëm ci wàllum équivoque pour nit ñi bañ ko jaawale nee na bokkul ak dara loo xamante ni dafa jëm ci wàllum politique waaye buñ ci dikkaatee yow mi nga xamante ni yow yaa jiite gox ak goxaat boobule Kër Massar xew-xew yu mel ni le dafay dul lu njëkk ndax ci atum 2012 ñu ngi ko fi fàttaliku soxna soosu di Rokhaya boobu ba léegi mu mel ni bari nañ lu ñu fay dégg ay cas d'agression te yu ci ëpp boo amee rek li ci toftal moom mooy nit ki day ñàkk bakkanam luy jafe-jafe Kër Massar. waaw cas d'agression yi xam nga en général ni buñ tolloo fii bu amee nit ñi li ñuy wax rek dañu naan élection yi jege na mais yaakaar naa ne cas yi fa am moom boo ko xoolee damay profité aussi gërëm waa gendarmerie bu baax a baax ndax boo xoolee bi cas bi amee ak léegi ak gaawaay bi ci information pour gindi nit ñi parce que sax xëy na loolu moo freiné débat yi parce que bu loolu amul woon mën na am tey ñu gën ko politiser wax ci lu nekk waaye seen bravoure ak seen jàmbaar def nañu enquête ba am ci lu leer ba wax ko tey ba nit ñi dégg ko ba nit ñi xam ne lii jotewul ak dara politique te man mi fa dëkk di maire tamit aussi xam naa ne mbir mi jotewul ak dara politique ndax xam naa ne Pastef ak ñun bokkuñu camp bu ñu nekk te yaakaar naa def nañ seen activité ci biir commune ba si jàmm ak salaam en toute démocratie te dara amu fa loo xam ne mën nañ wax ne ci politique la jóge donc ba lii am ci beneen bi ci des rek mooy Kër Massar mën naa wax ne boo xoolee ci ni mu mel parce que Kër Massar dafa nekk commune boo xam ne màggaayam dafa gaaw parce que fi mu positionné la dafa bokk ci département de Pikine bokk ci région de Dakar soriwul Dakar tey boo jógee Kër Massar jaar ci VDN bi pour ñëw Dakar rapidement dans 15 minutes nga egg à Dakar donc loolu moo poussé tey Dakar fees gi mu fees nit ñëpp di daw Kër Massar di profito di fa jënd ay kër parce que neex na dëkk donc loolu màggaay bu gaaw boobu nag léegi bu àndul ak ay mesures d'accompagnement yu gaaw tamit aussi comme ni nit ñi gaawee ni démographie bi gaawee mën na indi ay gàllankoor te dañu am leneen aussi tey boo xoolee forêt classée bi fi mu nekk waaw refus la boo xam ne tey saay-saay si bu ñu defee dara daw dugg fa benn population ñemewul dugg ci biir forêt bi di leen fa fekk soo xoolee décharge Mbëbës bi aussi am nañ ko foofu mais benn population tey bu ñu dàqawee bandi mu ñemewoo daw dugg ci biir décharge Mbëbës bi mais am nañ fa benn brigade aussi de gendarmerie mais brigade bi mënul gérer Kër Massar si tolluwaayam. daf ko dépassé. parce que boo xoolee tey ñu ngi toll si actuellement ci 135 quartiers tey Kër Massar 135 quartiers yooyu boo xoolee brigade bi tey li fa nekk ci élément matul sax 20 su bëree ba bëri 15 éléments la xam nga loolu pour ñu gérer commune bu toll noonu dafay xaw a jafe mais ñu ngi def seen kéemtalaay kattan man mii daaw bi ma demee assemblée nationale wax naa ko fi ak le ministre avant sax ministre Aly Ngouille Ndiaye di ñëw ministre Abdoulaye Daouda Diallo waxoon nañ ci ba mu ne nañ ko jox terrain suñu ko joxee terrain ci côté bi féeteeg Mbëbës mën nañ fa def benn commissariat mairie bi joxoon na ko terrain foofu ba yónnee woon na fa le commissaire de Jaxaay ba ñu ñëw def enquête yi ak yooyu yëpp ba gars yi defoon nañ étude yi ne nañ woon sax plan yi pare na mais jusqu'à présent commencé wu ñu tabax commissariat bi mais xam nañ ne bu ñu tabaxee commissariat bi bon def ci éléments yu doy aussi renforcer tamit gendarmerie bi yaakaar naa ne dina gën a tane pour Kër Massar am sécurité jërëjëf ñu am mbégte loolu nag di dalal ci plateau bi lieutenant Mbaye Sadi Diop du porte-parole intérimaire bu police nationale excellent jàmm ci plateau bi lieutenant. jërëjëf di la nuyu say téléspectateurs di nuyu honorable député maire de
Kër Massar ak ñi ma bokkal plateau bi. ñu bàyyi la peut-être am nga benn message de njaal boo xamante ni war na ko mën jébbal askanu Kër Massar. waaw message yu njaal bi dama koy commencé ci yéen. ndax yaa ngi dégg léegi ngeen di tàggee miinu ma ko woon mais gis naa ni ñu koy tàggee ci internet bi wax ju ñu wax ci moom di ñaan yàlla rek yàlla yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe. ndax gis naa suma sëriñ oustaz Alioune Sall ni muy waxee ni jarul jooy mu jooy jooy yu metti kon am na fu mu taxawaay bi mu amoon bi ma gisee ay atamit dama ni macha allah sant waajur yi nga xam ni ñoo am ku mel noonu di jaal ñii nga xam ni ñoo wàññeekoo Kër Massar jël njaal mi di ko teg ci loxo maire bi di jaale seen i mbokk seen i xarit seen i am di jàmm yépp di leen ñaanal ñoom it ñu jubóog seen borom dem ci aljana yi gën a kawe. allahumma amiin man fii honorable député maire jeexale léegi laa bëggoon interroger lieutenant. Pour 135 quartiers ñu wax benn brigade man sur le plan démographique loolu moom a gën a njëkk a ëlëm paradoxe boobu noonu. waaw dañuy dellusiwaat rek ci li nga xam ni moom la honorable wax léegi monsieur le maire. mooy ni ma nga leen di gërëm ndax am na taxawaay bu ñu fa taxaw. mais bu ñu delloo ci li fa xew ci ñaari fan yi bu douanier bi amaguñ ci élément ya ñu mën a waxee mais bii nga xam ne procureur wax na ci ki ngay liggéeyloo muy sa menuisier sa mécanicien wala keneen ku mu mën a doon boo ko defee naan ko liggéeyal ma day am leneen lu muy indi ndax kooku dem ngeen ba miinanteel nee na ñi mu doon liggéeyal loolu am lu mu leen santoon ñooñ ñoo ko def mais loolu war nañu mën jàpp ni amul benn homme de tenue bu ko mën a fekkee dégg naa la sànq nga joxe déegu am ca booru Tivaouane boobu it bi ñu demee bay wax dañ naa ni doomam moo ko rey ndax mën nañu jël buntu kër gu nekk wala buntu néeg bu nekk ñu teg fa alkaati wala sandarma dama dégg sànq kenn kuy wax fii nañu yaraat nit ñi am lu ñu delloo si waat xam nga démb damay déglu démb wala tey ci benn rajo ñu ni ñàkk gi moo waral ñuy rey ñàkk gi moo waral ñuy rey pauvreté bi mu ko déggee dama am lu yëngu ci man ñi nga xam ni xaw nañu am samay at wala ñu ma mag tuuti xam nañ ni Sénégal gënoon na fi metti lool ndóol gu metti am fi sécheresse nekk fi amuñu woon lii kon bu ko nit bëggee tey jiiñ ñàkk damay tiit ñun ca Ndar dañu doon yare leen biir du fen du la waxal dara am na ay mag ñi nga xam ne dañ la doon wax dañuy jël cin ñu teg ko di ko baxal ba xale yeen nelaw wala ñu baxalal la sombi nga lekk ko génn ñu jël tuuti dëwlin taxal ka say loxo boo génnee ka lekk ceebu jën ak yow yéenay nuroo kon nañu seetaat bi may ñëw dama am benn livre bi nga xam ni fan yi sama loxo muy ay discours yu Senghor defoon may baalu ak Senghor ak ay mbokkam parce que man dañ ko doon woowee réactionnaire wala bu ñu tardé ñun Sénégal Senghor ñu tardé parce que au lieu que ñu def ñu ay scientifique ñun ñëpp dañu defi littéraire mais boo gisee li professeur Felwine Sarr bind fii da ngay tiit Senghor dafa waxoon nañuy jàngi science nañuy jàngi technique nañuy jàngi mathématique parce que loolu mooy développé nit mooy développé réew mais loolu dafa am lu ko waralal mooy làkk bu leer te yamuloon ci làkkum tubaab de parce que ñun suñu jamono loolu lañ ko doon ji dafay wax nañuy làkki tamit suñu làkku réew ba taxoon mu bind ko ni nii lañ ko war a bindee ndax dafa ni làkk yi ñuy wax làkku réew mi bëgg naa mu indi ko bis mu nekk ay làkk yu moderne na nit ñi delloo si waat seen xel nañu yaraat suñuy njaboot seetaat anam yi ñuy taxawe ak ñoom bu may ñëw léegi nii suba amaana daañ ci waxtaan dama jot këyit mooy këyit bii ma téye ñi doon dogale fii ci autoroute bi monsieur le maire dañ doon jël bu guddi jotee ba mu commencé lëndëm ndax autoroute bi ñëpp xam nañu lampi tàkkatul ñu teg ci ay briques bu ñu ci tegee brique boo dawee ba tiim ko da ngay freiné boo freiné ñu génn song la ak seen jaas yi fukk ak juróomi xale ngi nii ñi nga xam ne dañ leen jàpp bu subaa ñi leen jàpp daañ ci waxal seen bopp muy lu gën a leer pour wax nit ñi li fi am tey mooy man damay rus monsieur le maire kii de maire la bu doom ji nekkee ci jaaduwul naa ko nëbbal gis nga ñuy def ci koñ yi di agressé suñuy doom kese lañ suñuy jarbaat kese lañu xam nañu buntu kër ga ñuy toog xam nañu bu ñu dóoree fan la ñuy delluwaat mais dañ naan dama rus Mbaye Sadi ndax doomam la dama rus monsieur le maire man de xaw ma nu ma koy def mais gis nga doom jooju tànk mi ngi leer tànk mi ngi ànd ak sagoom dina ma rus man ndax danaan ni kii de Mbaye Sadi la sama xaritu papa la wala mu ni kii de monsieur le maire la sama xaritu papa Mbaye Sadi la
et bu tàqali koog sagam wala mu lëndëm bala mu lay xàmmee def na la musiba ba pare. waxuma ni ya am yooyu la parce que nee naa la li ñuy génneegum léegi nii. amul benn bu ci nuru loolu mais na nit ñi bàyyi noppi bi ñii ñuy wax ni xale yi ma lay wax presque ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu dëkk. jaasi la ñuy yore moom la ñuy génne kon fa ñuy génne xam ni ñii jaasi la ñuy génne. lu baax jóg taxu leen a jóg bu ñu dooree dugaat fa ñuy nekk nii. man quartier bi ma seen fii nii ñu tudd ko maa ngi koy doogay dégg ci Dakar cité imbécile. ngeen baal ma ci terme man maa ngi koy doogay dégg ci Dakar. fii la nekk ci HLM. am na waaw fa la ñu dëkk. am na. déglu leen Sénégal li fi am. foofu la ñu toll. nañu waxtaane neneen. monsieur le maire dafa wax léegi nii enquête ba xam nga enquête yàlla rek mooy leeral. di si sant yàlla. parce que mënoon naa yéex. mu tudd neneen. nekk am ci. di sant ña nga xam ne ñoom lañ ca tegoon. di wax nit fii mu toll nii dañu am chance mën a utiliser des preuves lu ñuy tuddee preuves scientifiques. gis nga ci kër googu kër ndaw si dafa xew. science rek mooy wax ni diw ak diw la. dootul ji ñaate de wala man may saa dinaa ko def aw doyatul. mais am na yu fa xew ci diggante empreinte bi. ci diggante ñàq ba fa daanu ci diggante sëy bañ fa def daañu wax ni Mbaye Sadio moo nekk ci ginnaaw ndax ADN ba moo fay feeñ loolu c'est scientifique kenn mënu koo tere. am nañ ay jumtukaay yu ñu mën a permettre ñu mën a am. ci réew mi moom la ñuy utiliser tey. di ko defee enquête na nit ñi waxtaanewaat leneen damay wax démb ci benn télé bu ñu nee ni Sénégal tàng na metti na insécurité man ak monsieur le maire bi ñuy ñëw dañoo sol lu ñu neex dox ñëw. am na fi jamono yi nga xam ni loo sol ñu futti la ba caleçon ngay dese. jigéen dañ boo takkul or ñu dagg sa baat. ndax takkoo ko di ko del takk. boo takkee moom kenn waxatu ko ndax dañ ko doon jëfandikoo. ba ñu koy am dafa am lu ko waraloon. ndakaaru boobu temps ñaari auto police rek moo fi amoon yuy dox. amul benn commissaire bu dul point E bu amoon benn R12 ña ca des ñëpp taxi dañuy wut wala nga am sa oto boobu. jamono jooju bu ñu jàppoon monsieur le maire nit ba di ko defeere taxi la ñuy luye dugal leen ci mu am insécurité bu doy waar. waxuma pour que nga yóbbu rek mais pour chauffeur ba ak pour say élément am na ci cas bu ci amoon ci jamono jooju waa ji ñu doon defeere Mbuur jële ko fa jëme ko Thiès alkaati bu mu àndaloon yore woon grenade xëy na am na période bi nga xam ni nekkatul woon ci la mu yore xale ba fëkk grenade ba mu explosé ci biir oto ba xale ba loxoom ya fa la dagge bëtu alkaati ba fala tuuro na nit ñi delloo si waat seen xel. te sécurité damay wax ni yëfu ñun ñëpp la dootul yëfu. du spécifiquement ñi nga xamante ne alkaati du yëfu gendarme bi. yëfu te ñi ci jiitu mooy population yi. parce que li ma leen wax léegi rek li xew ci koñ yi lay xewee ñu xam kan la. ña xam nag nañu ko wax te mën nañu ko wax monsieur le maire te doo fa dem. ni maire bee ko wax kenn du ko xam. numéro vert yi ngay utiliser woote si nit ñi liggéey ci. jàpp bu fekkee ni da nga wax am na bu fekkee ni da ngaa wax rek ndax waa ji daal dama ko mere. bu ñu seetee gisuñu dara kenn du ko téye. na nit ñi wax li am ci koñ yi ñi war a liggéey ci. muy liggéey boo xamante ni askan wi ñoom ñoo ko war a amal ak di jàppale ñi di force de sécurité yi ngir ñu mën a amul baax seen liggéey ndax am réew tamit bu ñu ko bokkee ñëpp dañ cee war a sóob seen loxo. am nañ mbégte lool di dalalaat ci plateau bi Amadou Latir Ndour du consultant ba pare xam-xamam màcc lu jëm ci wàllum kaaraange di sécurité excellent jàmm ci plateau bi Amadou. jërëjëf Mansour di nuyu say téléspectateurs di nuyu mon lieutenant ak monsieur le maire. di kontaan di ben balaa loolu maa ngi di jaale soxna Zeynab Fall. di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di jaal waa Kër Massar yëpp di jël njaal bi di ko teg si loxo monsieur le maire donc comme ni may wax rek di kontaan toujours di ñëw ci plateau bi pour waxtaanu kaaraange parce que comme ni may wax toujours dafa am ci suñu organe de presse yi yoo xam ne yu am solo la ñu war di ko waxtaane fuñ ci munti toll ndax dafa laaj sécurité actuellement dafa laaj ñu waxtaane ko lu bëri li tax ñu war ko waxtaane da di tey jii lépp looy wax domaine booy wax sécurité publique civile alimentaire militaire loo ci gis rek base ba mooy sécurité ca kanam ak ci ginnaaw mais malheureusement sécurité mooy le parent pauvre ci suñu réew donc joxuñu ko cër bi ci war moo tax duñ ci waxtaanee ni mu ware donc muy loo xam ne nag
ñàkk xam bi dafa am lu bëri loo xam ne moom la jur actuellement parce que nit ñi dañuy faral di jaawatle bu ñu waxee insécurité automatiquement dañuy xalaat police gendarmerie dañuy jaarle police gendarmerie ak sécurité d'ailleurs xam naa ne moom moo tax moo leet naa ñëw mais encore il faut ñu rappeler ko parce que nag il faut nit ñi ñu rappeler leen jàngal leen lan mooy sécurité bi parce que police ay spécialiste lañu yoo xam ne dañoo jàng loo xam ne dafa jëm ci wàllu maintien paix sociale donc loolu bu ñu ko jàngee dañ koy jëfandikoo pour maintenir paix sociale boobu mu jëm ci service d'ordre mu jëm ci service de maintien d'ordre rétablissement d'ordre donc yooyu dañ koy jëfandikoo mais sécurité bi nag da di ay acteurs yu bëri yoo xam ne dañuy dajale seeni mbir je crois bien que bi may mujj fii maa ngi koy rappeler nee naa leen 3 rayons la premier rayon bi mooy cercle familial bi ci biir kër gi ci biir kër gi sécurité fa lay commencé bu passé deuxième rayon bi jëm ci collectivité bi moom maanaam vie commune bi nit ñiy dund troisième bi fi ngay tuddee policier beeg gendarme bi foofu cooñ ci état ba te troisième boo gisee gis nga fa ñu jógee ba fa ñu jëm donc foofu la ñu toll donc léegi nag bu ko defee boo ci boolee actuellement sànq moo lieutenant mu ngi koy wax dafa am ay crise effectivement dafa am crise économique dafa am crise sociale crise sociétale mais crise parentale aussi dafa am te boobu moom mooy commencé ci bu famille ba bu ñu demee ba amuñu sécurité pour du ñu dóorante du ñu xastante du ñu saagante te gis nga léegi ne incivilité mel ci biir dëkk bi donc nga xam ne foofu la commencé d'abord léegi nag ñu dem ci boo jégee foofu nga dem ci deuxième rayon bi fa la xam naa ñoom monsieur le maire nekk donc collectivité bi foofu la dafa am benn problème boo xam ne moo ñuy sonal actuellement te dinañu sonali ba ci kanam a kanam mooy problème mu croissance démographique urbaine bi boobu nit ñi il faut ñu sóoraale ko moom ak jeunesse bi ak population jeune bi dinañu toog lu yàgg parce que je crois bien am na études yu waa Nations Unies def sur l'habitat dañuy def faral def ay kii sur l'habitat donc am na bu ñu defoon en 2011 déjà di alerter ne en 2020 on est en fin 2018 en 2020 un Africain sur 2 dina dund ci ville bi lay dund tey jii boo demee ci goxu monsieur le maire mais boo dawalee benn ñetti oto ñaari saret la saret boobu jóge dëkkul fii dafa jóge fële ñëw donc kooku léegi ñoom seen dëkk yi dañuy màgg te ñoom sax duñu ko yëg dañuy jékki-jékki mu toll noo xam ne da leen di bett donc lu la bett nag dañ ne lu la bett mën la donc je crois bien que Mansour mais nag dina am benn problème peut-être lu la bett mën la quand on sait que gouverner aussi c'est prévoir bu dee yow da ngaa jiite mbir dañ la dénk mbir tamit war ngay mën des fois di jiital yenn précautions yi avant que leen di dal sa kaw waaw mais xam nga moom laa lay wax tey jii boo xoolee li mu la wax ne la bett mën la tey boo xoolee ñun suñu gox yooyu banlieue bi lii andi problème mu gox yuñ dul éclairé parce que dañuy xëy rek def ay kër inondation yi ngay def nii dañuy gis ñu dem def foo xam ne tey jii bu ñu laajoon vraiment urbanisme day fekk ñu leen war loon dëkk fii ñu tracé yoon yi des fois da ngay gis sapeur pour sécurité civile sapeur am na gox yoo xam ne mënu fa dugg bu fa lakk amee day lakk ba jeex et tu vois donc croissance boobu noonu moom mooy problème mu deuxième rayon bi parce que boobu dafa am loo xam ne dañu koy wax urbanisme sécuritaire moom mooy tax nga teel a mun a tracer say yoon nit te jun fa dëkk oto bu ñëw war a oto sapeur wala oto police wala bu war a intervenir war a ñëw li moo lieutenant wax sànq c'est une vérité d'accord suñu ratio policier par habitant je sais que vraiment c'est lamentable parce que je crois bien actuellement on est à un policier sur 3500 habitants alors que norme bi bu dee en temps normal un policier sur 1000 la bu dee situation am na 1 sur 500 donc loolu xam nañ ko ñu
1 sur 300 3500 donc mais loolu du problème bi mooy que tey boo xoolee événement yi am yëpp ay proche la ay nit ñu jege la donc kooku dafay écarter thèse bi nga xam ne dañuy ne il faut policier wala gendarmerie nekk fi léegi nag le problème li andi loolu mooy que ñàkk déggoo entre population ak force publique yi te am na ku ko wax sànq ci bi mu intervenir nee na bu nguur gi soxlaa c'est ñoom rek ñoo am sécurité parce que utilisation bi la tey bu dee par exemple monsieur le maire day jóg dafay am sécurité bu ko dar léegi dañuy dem ba yaakaar ne sécurité boo loolu mooy def sécurité alors que dar boobu ñu ko dar deful sécurité bi sécurité muy commencé ci biir kër gi donc c'est un peu ça. waaw parce que gis nañu benn personnalité boo xamante ni politique la amoon ay ndomba tànk bokkoon conseil économique social et environnemental kooku xam nga ne du ñàkkum sécurité peut-être comme bi nga xamante ni ñi conception boobu lañ ci am te ki ko faat peut-être lu nga xamante ni jusqu'à présent parce que enquête bi jeexagul wala bu fekkee am na koñ ci jàpp tamit mbir yi yeggagul fi jëm dañoo jàpp que ni ki ko doon dawalal la donc ku ko jege woon la donc ce qui veut dire que ni situation boole mais bëggoon naa peut-être ci kanam tuuti peut-être dañu ko yaatal parce que situation yi ay cas la yoo xamante ni c'est assez différent bu ñu waxee que ni ñun suñu entendement en tant que professionnel des médias suñu waxee mën nañuy wax que ni situation insécurité totalement am ci dëkk bi wala yooyu insécurité totalement am Kër Massar moo liet naa mën na bañ a d'accord ak ñun ci conception ci concept yi nga xamante dañ koy yëkkati parce que situation insécurité buñ ko waxee ci dëkk fekk na situation bu garaaw a garaaw la egg na foo xamante ni ñun dépassé nañu wala yow mi nga xamante yaay spécialiste bi aussi mos nga ko weesu mais tamit day toujours la notion de responsabilité aussi monsieur le maire da ciy ñëw Latir mi ngi koy wax léegi ba ni démographie boo xamante ni dafay yokku souvent au niveau des banlieues gis muy jóg bu démographie bi di yokku nit ñi di yokku yaakaar naa ay moyens d'accompagnement que ça soit sur tous les plans mu jëm ci wàllum pajukaay mu jëm ci wàllum école waaye tamit moyen bi essentiel bi mu wax mu jëm ci wàllum sécurité souvent bi nga xam ne dañ ko délaissé yow parlementaire nga député nga bu weesu sa casquette li nga nekk maire est-ce que souvent question essentielle yooyu la ngeen koy débattre au niveau de l'Assemblée nationale waaw ma ñëwaat ci wax ji rek xam naa ne comme ni ko sama naataango yi waxee sécurité dafa nekk affaire boo xam ne moo liet naa wax na ko affaire ñëpp la parce que ñun par exemple ay maire lañu ay élus lañu gérer ay collectivités locales boo xoolee ci suñu collectivités locales yi par exemple tey man Kër Massar bi ma faluwee dama defar benn arrêté parce que ñun ay maire lañ yoo xam ne ci acte 3 de la décentralisation la ñuy doxal moo ñuy imposer pour ñu def benn gestion participative mais da ngay gis ne dañu defar arrêté jox délégué de quartier yépp ñu ne na nit ñi organiser wu ci seeni biir gox-goxaat pour rejoindre lu liet naa wax sànq organisation boobu boo gisee ñu wax ko c'est que dans ces conseils de quartier dafay am des commission sécurité sax daf ciy bokk parce que ñun mënuñu toog rek ne police moo ñu war a sécuriser waruñu doxee noonu commission sécurité ba ca koñ ba tey war na def liggéey boo xam ne tey lii liet naa wax sànq loolu day nekk seen rôle tey fu ñu gisee loo xam ne ci koñ bi leer na leen ne lii day jur njaaxu wala koo xam ne kii suspect la wóoluwuñ ko ñoom danañ mën a jokkoo ak police si jokkoo boo xam ne kenn du ko yëg ba nga xam ne police dana ci mën a def enquête balaa kooku di def jéeya même bu dee ne loo xam ne tamit aussi si koñ bi la dëkk ci koñ bi ñu xam ko war nañ ko mën a dénoncer parce que loolu mooy seen rôle mais suñ ko bàyyiwee ba nga xam ne dénoncé wuñ ko ba loolu dépassé ba mu def jéyee ba pare bu boobaa tamit dañ koy ñu doog ko dénoncé fekk c'est trop tard wala ñu doog a def enquête police def enquête ba jàpp ko fekk c'est trop tard moo tax loolu ñu imposé ko mais boo xoolee loolu am na ñu koy doxal mais du ñëpp a koy doxal tey am na quartier yoo xam ne am nañ seen comité de vigilance ñi ngi am jàmm mais des fois dafa am loo xam ne tamit c'est au-delà de loolu parce que ki nga xam ne dafa nekk ak yow ci sa biir kër kooku police mënu ci dara comité de vigilance boobu tamit mënu ci dara mais loolu ça veut dire que loolu day daal di duggaat ci liñ fi wax sànq am ku ko wax sànq ci télé bi muy éducation de base éducation de base ñu yar nit ñi ci biir kër yi inculquer leen ay valeurs ba nga xam ne am na yoo xam ne bu njëkk nit ñi dañoo amoon ay valeurs jomb naa dañ ko daan dégg ci Sénégal
man jomb naa def lii ndax sama papa nangam sama yaay nangam man nangam yàlla tere loolu ma dee rey sama bopp moo ko gën nangam ak nangam. boobu nañu yare woon nit ki la. mais tey suñu demee ba yar yooyu amatul ñu perte valeur yooyu développement am nga xool dëkk bi léegi dafa développé ñu am ay nouvelles technologies am leneen ak leneen da ngay gis tey violence yi léeg-léeg sax balaa ñu ko def day commencé da ngay gis dañ lay agressé verbalement. tey xool ko rek tey ci suñu dëkk bi chaque jour nga dégg kilifa boo xam ne da ngay dégg koo xam ne kilifa gi xajul ci moom mooy toog di ko saaga ci réseaux sociaux yi fu nekk wala ci télé yi wala fenn saaga ñëpp di xam ne lii diw moo wax lii diw kéete yu diw mii doomu diw la te waajuram mi ngi foofu di ko dégg te dara du ci am agression verbale boobu soo ko bàyyee mu continuer da mën na dem ba nekk agression physique donc moo tax loolu c'est un problème boo xam ne dañ ci ñëpp ñoo ci am responsabilité pour ñu jéem a xool nan la ñuy mën a def ba nga xam ne lii dina ndax police ak gendarmerie état ñëpp ñi ngi def seen liggéey mais nag dañu nekk ci pays boo xam ne kii wax na ko sànq tey ñun amoo tollooguñu si yenn tolluwaay yooyu tey bu dee ne benn policier pour 3500 personnes si Sénégal mais te yaruñu nit ñi yaruwuñu ñu yar population jeune am benn démographie boo xam ne c'est galopante jeunesse bi di màgg sans éducation mais finalement dinañ dem ba toll moment boo xam ne pour que sécurité am ci dëkk bi. mais monsieur le maire am na foo xamante ni tamit citoyen bu ñu leen di teewlu dénk leen yenn mbir yi. xam nga tey ji notion de responsabilité mënul ñàkk ci benn mbir bu amee. xam nga tey ji bu ñu waxee des fois dinañ ni xale yi dañuy drogué wu xale yi dañuy def lii xale yi ay début d'alcool yi ñu ngi mel ni tulleeg malet je prends le cas spécifique de Kër Massar ak yooyu noonu tey ji les débuts d'alcool et autres même ñu koy joxe kayit yi kan moo koy joxe au niveau non pas au niveau des collectivités yéen a koy joxe kon donc s'il y a un problème aussi il faut savoir vous assumer vos responsabilités mais foofu laa doon mujjee ñëw xam nga tey par exemple tey mesure d'accompagnement dafa war a am xam nga boo déggee sama ubbi wax naa ko parce que man xam naa commune bi ma géré maîtriser naa ko bu ma fay dëkk Kër Massar boobu population bi ay 8000 habitants lay doon. tey ñu ngi ci ñaata tey bu ñu tolloo di wax ay 300 et quelques mille jëm 500 000 wala 500 et quelques mille da ngay xam ne kon xoolal màggaay bi te loolu ay 1991 1994 la woon 27 ans après kenn mënu la wax ni mu multiplier woo. kenn du la wax dafa quintuplé ëpp na ko. donc tey jii loolu mesure d'accompagnement dafa war a am. loolu d'accord naa ci mais ci état tamit dina bëgg na def mesure d'accompagnement mais ci ay moyens la mu tollool parce que état du da ngay xam ne du yow rek la gérer mais ñun tamit du tey ñu def suñuy devoir man soo déggee par exemple tey ci samay discours en tant que maire de la commune de Kër Massar chaque jour ma wax ne. yan acte nga posé. ma wax ne Kër Massar pour que mu am sécurité. il faut qu'à l'entrée de la forêt classée état na ñu defal foofu 2 voies de déviation lu tax ma wax loolu boo xoolee forêt bi dafa ñëw ba sës ci kër yi mais forêt bu sësee ci ay kër damay tëb dugg def li may def tëb génn te benn population ñemewul dugg ci ab àll bu lëndëm mais su amee tali bu yaatu bu 50 mètres par exemple éclairage public bu leer nañ soo ko traversé pour dem def délit traversé ko délit xam nga ne risque la mais dana wàññi mais tey ba léegi loolu amagul mais ñu ngi koy alerté boo xoolee même gaaru Thier bi xoolal fi mu nekk parce que kenn mënu ko mirer parce que dañ naan forêt bi forêt classée la mënuñu la ko autoriser yow amoo droit tabax ko amoo droit nangam ak nangam léegi su boobaa dañuy gaare nii à l'air libre ci biir garab yi est-ce que loolu c'est sécurisant mais war nañ ko mën a déclasser. tant de questions et d'interrogations comme dëkk bi màgg na ba toll noonu. si mesure d'accompagnement yooyu pour nit ñi gën a am seen quiétude. mais déclasser un peu defar benn gare routière bu moderne mu am ay normes de sécurité. mais en attendant que ñuy egg ci loolu lépp. oui et des mesures d'accompagnement yoo xam ne serait-ce que même au niveau de l'État lañ ko xaaree. oui yow en tant que collectivité am na loo xamante ni c'est vrai que certes domaine de sécurité am na yoo xamante ni c'est pas des compétences transférées au niveau des collectivités. mais am na ay loo xamante ni à la base comme ñun ñëpp la impliqué yéen à la base am na loo xamante ni war ngeen ko taxawaay ne serait-ce que même. waaw xam nga ñun ni ñuy taxawee rek mooy comme li ma la wax sànq. ñun organiser suñu population. organiser ko pour que parce que ñun li ñuy gérer ay textes moo ñu encadré. li ñuy wax ne nii ngeen di defee nii ngeen di defee nii ngeen di defee. bi ñu ñëwee nekk maire xam ne kat acte 3 de la décentralisation lañ nekk
mu imposé ñu une gestion participative ñu ne kat dañuy liggéey en collaboration avec les populations si boobu bàyyiwuñ benn aspect parce que dañu ne na population yi def ay conseil de quartier par exemple tey man sama quartier su ma ko defaree bu dee ne quartier bi dafay inondé mën naa fa teg benn commission boo xam ne day chargé de l'inondation su boobaa commission boobu moo ñuy rendre compte ñun en tant que la mairie ñuy ànd ak moom ci action boobu pour jéem a dindi loolu su dee ne dafa ñàkk sécurité aussi day am benn commission de sécurité boo xam ne dañ koy mettre en place commission de sécurité boobu aussi tamit day nekk ci biir conseil de quartier bi pour que mën ñu indil li nga xam ne mooy ay information sécuritaire wala loo xam ne ñun kat mën nañ ko dimbalee pour que ci sécurité bi pour mu mën a am foofu su boobaa nag comme sécurité ñun du suñu compétence ñu transféré ñun la ñu mën mooy di bind ak di wax le maire moom xëy na peut-être foofu la dooleem am pouvoir police waaye nag du sol tëli di ñëw nag di exécuter day bind peut-être commandant ba fa nekk wala commissaire ba fa nekk dinañ ci diggaat léegi monsieur le maire ndax yaakaar naa ni parti ki nga xam ne moo nekk au pouvoir nga bokk am na ci loo xamante ni taxawaay yoo xamante ni mun cee ñàkk wax tamit état ci genn wàll ci noonu la ñu amee mbégte di dalal ci plateau bi maître Ali Kane di conseil juridique bu rencontre africaine des droits de l'homme di RADDHO ex la jàmm ci plateau bi maître merci jërëjëf maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di baalu ak seen téléspectateur ak yéen ñi fi nekk ci retard bi mu am te dara waral lu ko dul embouteillage dama jël yoon boo xamante ne ndekete yoon bu bon la woon bu embouteillage bare mbaa du indi jafe-jafe sécurité effectivement xam nga sujet bi ngeen di waxtaanee dafa am solo trop non seulement sur le plan national mais même sur le plan international xam nga dans les années 2000 dañu génne benn concept mooy la notion de sécurité humaine dañu ne sécurité du ay ngànnaay rek ñoo ko mën a garantir dafa am ay facteurs yoo xamante ne yu ne ci ginnaaw mooy tax sécurité mën a am na yoo ci junju mooy par exemple les valeurs maanaam yar xam nga am na ñoo xamante ne ñoom bay àdduna di tukki duñu agressé nit duñu jël alalu nit parce que li ñu leen mooñaale loolu lañ leen yaree am solo dugal ci seen xel ak ci seen xol ay valeuru yërmande valeuru jub valeuru diine ba nga xamante ne ñoom lu dëng amuñu ci duñ ci laale ensuite il faut aussi que ñu garantir nit ñi un minimum xam nga nit waxambaane bu toog mante sax am coupon mburu bu mu ndekkee su ndekkee du añ su añee du reer nar a dëkkee noonu di dem mais xam nga loolu du garantir sécurité ci dëkk moo xam ne mu nekk góor mbaa jigéen loolu dal ko donc il faut que ñu créer la notion de minimum vital c'est vrai amuñu doole mais war nañu xalaat naka la ñuy def ba nit ki mën a am au moins revenu minimum xam nga des pays occidentaux dinañ la garantir paj nga am sécurité sociale boo feebaree au moins tu es sûr que dinañ la faj dinañ jox sax revenu minimum d'insertion c'est-à-dire xaalis boo xamante ne dina tax nga mën a bokk ci société bi mën a faj sa ay soxla mais ñun loolu amu fi donc difficulté yi bu demee ba tar su fekkee jigéen nga mën nga saalit am noo def boo nekkee góor aussi mën nga saalit am noo def donc minimum vital bi dafa bokk aussi sécurité wax nañu yar wax minimum vital minimum vital boobu état moom moo gàlloo loolu état ak les collectivités locales maanaam daal la puissance publique au sens large moo xam ne état ak ses démembrements ñoo war a fexee ba loolu am suy am en nature wala suy am aussi en espèce ñu seet naka lañ ko mën a assurer nit ñi même bu fekkee sax c'est pas gratuit am liggéey bu ñu lay liggéeyloo di la jox tuuti nga mën a am loolu bokk na si li tax nit ñi mën a am seen sutura bopp xam nga ñàkk sutura mooy waral lu bëri ak ñàkk yar alors bu loolu weesoo aussi maintenant mu am li ñuy wax aussi
la sécurité au sens strict xam nga boo nee sécurité ne gendarmerie ne police ak yooyu bu ñu jàppee police xam nga police dafa am police administrative ak police judiciaire police administrative mais chaque fois que police di def prévention bu ñu génnee di def rafle on est dans la police administrative xam nga bu ñëwee di sécuriser benn bërëb avant dara xew loolu police administrative la mais bu mbir xewee ba noppi comme ñu rey nit ñu war a def enquête là on est dans la police judiciaire même police bi nag mooy def ñaar yëpp alors li ñu seetlu nag c'est que moyen yi ñu jagleel police administrative bariwul c'est-à-dire pour mën a dem rafle am ay kii guddi point bu nekk am ay ñu fa nekk xam nga maanaam la police partout pour sécuriser nit ñi daanaka amuñu moyen mais defal nag maître y a un problème là parce que bu ñu xoolee cas yi spécifiques yi nga xam ne moom la ñuy traité fi mu toll nii. loolu je ne pense pas que est-ce que police encore moins gendarmerie mën na si dara parce que souvent ce sont des proches loo xam ne mi ngi yeewoo sa biir kër gi. lu yeewoo sa biir kër est-ce que ki nga xamante ni dafa ñëw di wattu ci buntu kër gi mën na koo prévenir. waa xam nga saay-saay moom li mu gën a bañ mooy ñu teg ko bët. nga boo rembee fenn gis police rombaat fenn gis gendarmerie xam nga ne yow amuloo benn chance def musiba rëcc bon na bala ngay def da ngay réfléchir loolu may wax noonu c'est juste pour la dissuasion mais du tere ku bëgg a xaru xam nga du tere jëkkër ak jabar wala ay dëkkandoo wala ay frère histoire seen biir kër ba musiba am ci loolu nag moom foofu day dépassé foofu noonu Latir maa ngi lay jox kàddu gi daa am fu mu bëggoon interpréter moom liet naa rek parce que da nga wax léegi lu am solo ratio bi au Sénégal bu ñu demee ba ni ratio bi dañuy egg pour comment dirais-je un Sénégalais wala bien 3500 Sénégalais pour un policier. Moi, je pense bien qu'on avait trouvé la solution, la baguette magique à travers donc l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Malheureusement, c'est un virage à 180 degrés, presque, parce que nous avons plus de circulation, agence d'assistance à la circulation de proximité, nous allons voir ça. Mon lieutenant. Wow, damay ànd ak maître li mu wax moom lay wax fan yi ci plateau gis nga police administrative bi muy wax muy opération de rafle yi muy patrouille yi dafa war a gën a bari maître jàpp nañ ni tey Dakar gis nañu ni arme de guerre mi ngi ci biir ville bi kenn xamu ko woon mais jamono mooy dox mu am yu ñuy ragal ba tax na police administrative boobu ñu ngi taxaw tey di nga gis ñaari alkaati wala ñaari gendarme à travers artères yi fii ba ngay dem Ngor ba ngay dem fenn di taxaw ak arme yu doy waar ñooñu ñëwuñu fa pour jàpp kiy sàcc mais ñi ngi am lu raw sàcc lu ñuy xaar ñoom damay wax ni bërki démb su ma sañ-sañ warul woon sax tax ma mën koo wax fépp mais yàlla daf maa may ma teewee ko au commandant de la gendarmerie ak directeur général police ak seen kàngam yi toogandoo wax nan la ñuy def pour redéfiniraat zone yi waxtaan ci nan la ñuy def pour nga xam ne bu ñuy dóor ak di xàcc benn rek la ñuy doon police ak gendarmerie di ànd loolu amoon na fi jamono yële ci ginnaaw maître bi l'histoire du Mali amee ñu ni terrorisme am na dafay tombeek général Pathé Seck nekk ministre de l'intérieur bi mu nekk ministre de l'intérieur dañuy def patrouille mixte police gendarmerie benn auto police da nga fay fekk gendarme ak policier ñu àndandoo def patrouille dans toute la ville dans toute la région de Dakar nga fekk auto police gendarme yi ak policier ànd fa ñu koy def dans toute la région de Dakar jàpp naa ni mënatuñu ko bañ a def du ma wax comme li ñuy di wax insécurité parce que wax naa leen sànq ni dëkk yañ naan wax insécurité dañ naan la chaque 4 minutes wala chaque 5 minutes am na meurtre mais tey dañuy nangu ni li ci ëpp xamee ci biir nit ki ngay xam la ca la ñu ameegum loolu te weesu nañu jamono jooju may waxaat encore ñu la doon futte ba nga set wecc nga sol sa dàll wala sa jean Lewis ñu ne la lii jënd naa ko ci yow ah mais man kii maaka moom ñu def la li ñu lay def jamono jooju damay wax ni dama amoon kersa nekk alkaati ndax jëppal la ma fekk diggante 7 heures du matin ak 9 heures nga de am lu mat fanweeri nit góor ak jigéen yu ñëw ni dañ maa agressé wax waaw ñun dañoo tànn pour aar askan wi
bis bu ne nga am lu toll nii ñun ku ñuy aar ndax ñun li ñuy fayeeku sax war nañ koo mën a am mais nee naa leen jamono jooju li ko waraloon mooy alkaati yi néew nañu amuñu woon oto te pour ñu def patrouille à pied mën nañ ko mais patrouille à pied bu ñu amoon oto day gën a gaaw gis nga li nga wax maître dama koy dëggale li ma commissaire divisionnaire bu nekk à la retraite Gorgui Faye doon wax ne daal mbedd bi ñaar ñoo ko bokk ñoo ko moom woyu yi la wala alkaati yi bu fekkee ni takk der yi taxaw nañ fa taxawaay ba fa war a ñoom ñu daw bu ñu fa taxawul taxawaay ba nu war a nekkee ñoom ñu jël ko autoroute bii nii ma lay wax lii ma leen doon wax sànq ñi ñu fi jàppe lëndamaay bi bokk na ci xaw ma kuy war a taal lamp yi mais tey que ça soit ci autoroute bi que nga jël corniche ouest bi am na bërëb yi nga xam ne tey boo fay dawal waxuma pour nit ki day agressé mais sécurité conducteur bi rek day commencé doy waar ndax lëndamaay ba fa nekk nañu dimbali ci lu mel noonu ñu jël aussi taxawaay matuwaay bi nga xam ni moom la kilifa yi nga ko tey police ak gendarmerie bëgg taxawee te dañ koy def te ci ñaan askan wi ni loolu da ngeen cee bokk ndax dama ànd ak général Pathé Seck ñu dem Rosso mooy bii Mali doogay tàkk mu def fa benn discours nit sénégalais yi bu ngeen gisee gan bu ñëw seen koñ te kat am melokaan bu muy mel te xamu leen ko woon waxtu leen ko mais bañ fa génne daanaka presse bi moo dal suñu kaw woy le général Pathé Seck day woote à la délation woote wuñu délation te nee naa leen bu ngeen ñu joxee xibaar it xibaar yu muy segg la kenn du ne ma maître Ali Kane dafay def lu dul noonu ma dem rek jàpp ko daañ ko saytu gëstu ko buñ dee lañ koy waxal am na mais ñu jàpp ko buñ nekk lañ koy waxal amul moom du sax xam ne ña ngi ko doon gëstu kon dañuy ñaan tamit ñi nga xam ne dañ cee war a bokk tey muy population yi ñu dugal seen loxo ci lii ndax nee naa daal lii fii c'est du global maître bërki dem dafa am kenn ku ma doon tooñ ne ma non droit de l'homme yi ñoom ñoo leen sonal moo tax ngeen bàyyeeku man duñu mas a bàyyeeku am na événement yu gën a metti attaques yi ñuy jàpp ni dañuy attaqué radiation moo gënoon a metti ñu dàq nit ñëpp kuy alkaati dàq nañ la ba ñu delsee taxul kenn nekk di yaacaaral ba ñu delsee ñi nga xam ne jëlaat nañ leen amul kenn ku doon bàyyeeku naan parce que dañ maa masoon a dàq dañoo tànn ñun aar askan wi te tant que yàllaa ngi ñuy may ñu ànd ak wér-gu-yaram dañuy fexe nuñ koy aare lii bërki démb rek li ma leen di wax ni suba daañ ci waxtaan dañ ko wax waa commissariat central Dakar ni kat autoroute bi am na agression femme ñu jàpp ci fukki xale ak juróom am na yeneen yi nga xam ne nee nañu suba daañ ñu ko wax mu gën a leer na nit ñi participer xale yooyu koñ bi ñoon ne presque ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu jóge heure bi ñuy génn ñu ni jotagul ñu yoree jaas yi di dem seen i mbokk yi xam nañu ña ngay dem defi lu noonu sa quartier boobu xaw ma sa commune boobu monsieur le maire xale yi nga xam ne dañ demoon ba am fa ay bus yi nga xam ne ñoom lay wax sëriñ bisu sëriñ bi camion yu mel noonu ñooñu lu doon seen liggéey bu guddi jotee rek ñu def li ñuy def lu ñu am daal di ko dem denc dem ba mujj ñu jënd ci bus ak i taxi ñooñu ndax ñi xam ne ñoom guddi ba guddi la ñuy génn yëguñu ko na nit ñi wax ni dëkk bii fii mu toll nii nañ ñun ñëpp ñu jàppandoo joxante cër barki démb poste bii ñu doon bëgg dajji ca Kaolack ña ko doon dajji fetalante nañu ak alkaati ya arme de guerre yooyu ñu yore jox ñu ko léegi moom moo tax ñooñu daw na nit ñi jàpp ni ngeen mën a tolloo ñoom ci nga mais nag bëggoon naa moo liet naa nga tontu ma ci kàddu ci loolu parce que dañoo jàpp que ni seen effectif ak seen i jumtukaay egg na foo xamante nii population bi romb na ko lu bare bare nguuru Sénégal xalaat benn mbir que ni lii buñ ko fi tegee tey ji dina mën a permettre tey ji ñu mën a réduire gap boobule. nguur gi li mu xalaat dafa rëy. mais agence d'assistance à la sécurité de proximité boobule. dama dugg école police. en 92. ñu toog fi ay at yu bare. recrutement amatul. dañ doon sax recruter ñu war a ñu ne 5 fa am. mais léegi recrutement bu ndaw ba ndaw muy police di gendarmerie dañuy am luy jege 2 junni ci at yu mujj yi. nee naa leen 2 oto ñoo amoon Dakar ñuy wooyee Poker 35 ak Poker 36 mooy comme car rapide yi nii di daw fii lañu amoon bu biit dépanné beneen baa nga paan boobu temps bu nee ñu agresseur yaa nga Parcelles Assainies oto bi jógee commissariat central xam ngeen agresseur ci waxtu yooyu ñoom dañoo mobile bala muy egg foofu ñu ngi naan ni ñu ngi Castor wala ñu ngay dóori Géejawaay doo leen fekk fenn parce que ñoom dañuy daw bu ñu paree tasaaroo nañu mais tey jii nii ñun dañuy sant yàlla amatul commissariat booy dugg te amatuñu oto
taxawaay bi dañ koy matal ndax loolu moo tax ñuy fay monsieur le maire ma dalal sa xel commissariat bi bala muy yàgg daal ñëw def si première pierre te monsieur le ministre de l'intérieur bëgg na ñi bëgg commissariat mu fekk si leen si li ñu bëgg ñu am commissariat. d'accord merci beaucoup Amadou. waaw en fait dafa am na nag si kii point yu bëri yoo xam ne. malheureusement aw ma lu ma noté mais. juste que damay dellu si d'abord ci monsieur le maire. après mujjee si ci. Molerna. parce que je crois bien que gis nga sécurité. science la. science la. comme médecine. mais du science exactement. non science la li tax man la science la. parce que gis nga tey fi ma àndul ak monsieur le maire mooy que tey jii bu bëggoon def commission loi xaw ma. avocat lay jëli. donc boo def commission sécurité c'est sûr que tey jii à peu près 80% que boo demee ci commission ba. dafa fekk un spécialiste ku jàng xam-xamu sécurité. parce que problème bi mooy au départ dañoo jàpp ne xool gox yi sànq dégg naa ko muy def tracé àllu kii bi. mais kooku forêt bu mbaaw bi mais kooku il faut mu doon koo xam ne réellement li muy def dafay dérouler un programme. programme bi dafay bokk ci sànq ñoo wax problème mu éducation bi mais éducation bi aussi même bu ñu ko deful bu motul ci biir kër gi parce que kenn ku ne aussi père de famille mère de famille boo gis chef de famille boo gis am na le minimum ba nga xam ne di nga ko jéem a inculquer sa njaboot peut-être du mot mais aussi collectivités yi dañuy am obligation ñu créer cadre yi tey jii boo xoolee banlieue bi bu ñuy dagg dañuy dagg ba jàkk sax jàkk ji dañuy kenn mooy maye terrain ñu def jàkk du ñu prévoir maanaam moderniser banlieue ba nga xam ne cadre bi parce que dañoo comme li ma wax sànq deux faiblesses la ñu am mooy croissance démographique ci zone urbaine yi mais aussi jeunesse bi mais nous avons une jeunesse qui est frustrée maître wax na ko jeunesse bu frustrée mooy que noo mën a def ba am baax na parce que tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens. Exactement. Ça dafay dépasser ti problème mu ay ngor c'est pas que damay justifier kii bi mais quand même c'est une jeunesse frustrée hors de tout amul du lenn nekku ci ginnaaw mais c'est exactement l'image qu'on a actuellement donc kooku muy doon loo xam ne comme ni ma wax sànq day créer ay zones yoo xam ne da leen di rëcc donc automatiquement sànq tudd na kiiwu Mbëbës dépotoir sauvage yi ñëw mbeddi non éclairé yi ñëw bâtiment yi àggul nga xam ne des fois ay litige sax dafay am mu doon du àgg nekk foofu donc day am cocktail bien un cocktail vraiment explosif boo xam ne mu ngi fi donc kooku loolu ñoom ñoo koy war a boole seen te loolu c'est un programme sécuritaire moom laa la wax nii l'urbanisme sécuritaire loolu dafay war a am. mais loolu ça signifie en d'autres termes dogguma la sax mais ñoom am na programme boo xamante ni au niveau de l'Assemblée nationale en tant que député waxoon nañ leen pour ñu leen di gunge ci ay assistants parlementaires ñoo xam ne peut-être seen cas comme bu ñu waxee wàllum sécurité. ñu dem xool ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc loolu ñu gunge leen. justement nag c'est-à-dire le problème sénégalais mooy que. côté wax naa la sécurité est le parent pauvre bu ñu waxee insécurité mais Sénégal c'est un pays sécurisé pourtant on parle d'insécurité tey jii boo xoolee ci niveau bi may ñëw après damay ñëw ci mon lieutenant parce que daa am foo xam ne jubóowuñu ci daa am foo xam ne jubóowuñu ci parce que aussi bu ñuy wax ay patrouille et consorts c'est bien beau mais li gën a am solo entre mooy que mu am une confiance entre les populations et les forces publiques sànq laal nga ko ci problème mu ASP bi je sais que peut-être dafa tëb kii bi ou bien dina répondre après mais je me dis que justement problème bi foofu la ne actuellement nii dañoo war a créer ce programme boo xam ne moom mooy jubale faire réconcilier la population et les forces publiques te loolu climat de confiance boobu lenn rek man ci sama xam-xam bu gàtt moom laa gis mooy police de proximité il faut ñu ñëw ci police de proximité actuellement c'est-à-dire policier bi mun a ñëw ci gox bi dinaa ñëw ci effectif bi aussi ñëw ci gox bi si mi casquette am teg nekk policier ñëw ci maître
waxtaan ak moom xam problème mu kooñam ñëwul nit ñi nañ xam ne kii ñëwul pour répression. n'est-ce pas. donc bu ñu ñëwee ci effectif yi côté boobu aussi benn point man moo ma ci xaw a jaaxal parce que li ñuy recruter ces dernières années. bari na dafa bëri mais aussi taxul maillage bi nga xam ne moom la ñu am en termes de positionnement de nos brigades et commissariats taxul mu changer sinon dafay yokku mais des fois da ngay gis commissariat ak brigade bu nekk presque ci benn frontière alors que li des yëpp amul dara loolu benn de deux force yi nga xam ne yu bëri li tax doo ko sentir je crois bien ñi ñuy dem mission à l'extérieur je crois bien li ci ëpp dañuy déployer plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est un problème ça. donc loolu aussi moo tax ma ne la question bu complexe la boo xam ne parce que pour man am na benn moment dañ doon wax il faut ñu jéem a gën a seet naka la ñuy jéem a développer sécurité privée bi parce que il faut que ñu mën a créer une force hybride boo xam ne day ñëw en appoint à la force publique mais loolu moo gën a complexe di parce que boo ko naree créer il faut un nivellement en termes de formation en termes de technicité en termes de logistique moom mu ngi wax mais man personnellement man gis naa zone boo xam ne vraiment le maire et puis il l'a dit devant le commissaire mais maire bi des fois mooy sérieusement mooy dépanner en termes de carburant peut-être que je crois bien que dalul monsieur le maire peut-être je sais pas mais ñoom des fois dañuy dem dépanner kii bi commissaire bi pour véhicule bi. Non mais loolu ça pose le problème des priorités aussi. donc là aussi c'est une question de priorité. là aussi dama bëgg bu paree ma waaw justement donc je crois bien que il faut remettre ce climat de confiance entre les populations et les forces publiques aussi travailler en termes de nivellement sur la formation de la force publique hein mais aussi nous avons sérieusement je le dis avec modération un état faible en termes de circulation d'armes blanches dafa am yoo xam ne répression état dafay fort pour réprimer yenn yi dès le départ da ngay gis tey jii n'importe où da ngay gis charrette di jël sens inverse mënoo si dara parce que dañ koy def pendant toute l'année kenn mosu leen fourrière et ça arrive deux roues yi ainsi de suite donc il faut un état fort pour ça boo xam ne dafay vraiment réprimer côté boobu mais par contre il faut aussi mu jéem a juboo nga xam ne ak population bi nga xam ne confiance bi li nga xam ne lépp luy dëng ci biir kii bi mais je crois bien que loolu il faut vraiment une police de proximité et non une sécurité de proximité. D'accord dinaa la jox kàddu gi léegi moo lieutenant parce que interpellation yi bari na dama bëggoon rek maître comme moom dafa xaw a ñëw un peu en retard balaa may ñëw ci yow monsieur le maire. ci type yi nga xamante ni crime yi nga xamante ni moom lañu am. parce que bu dee récemment li nga xam ne dañ ko am on peut l'appeler un crime passionnel boo xamante ni voire sexuel même ci genn wàll mais dañ ciy gis yu bëree bëri yoo xam ne nit ñi dañ koy def yow mobile pour mën a définir que ni lii personnellement nit ki bi mu koy def lii la ci jublu c'est difficile à définir sur le plan juridique wala en tant que droit de l'homme souvent je reviens toujours sur la notion de responsabilité là où le bas blesse. oui xam nga crime bu nekk ak son modus operandi maanaam nu muy ñëwee comme ni nga ko expliqué lii waa ji dafay nekk koo xamante ne un prédateur sexuel xam nga crime passionnel ak prédateur sexuel bokkul ak prédation sexuelle bokkul crime passionnel mooy nga bëggante nit soit nit ki bëggu la wala boo sax ngeen bëggante mais nga soupçonné par exemple dafay lëkkaloo keneen ak yooyu xam nga dem rey kooku yu mel noonu mais fii c'est des cas de viol par exemple ku ñëw koo xamante amul benn droit ci moom du sa jabar du sa xarit jàmbur buy dem yoonam nga jaay ko doole alors àgg ci moom xam nga loolu moom acte de prédation sexuelle la perversion sexuelle voilà bon am na ñoo xamante ne aussi ñooñu
ce sont des c'est la pègre ñoo xamante ne amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan xam nga ñëw dal sa kaw jël sa portable boo résister sax pour un petit portable boo xam ne jarul sax 10 000 ñu rey la. On a eu un cas spécifique en 2012, je pense bien, du côté aux abords du stade Léopold Senghor. Voilà. Alors yooyu yëpp nag ça repose mooy li ma doon wax problème mu sécurité humaine bi nit ñi ñu mën a leen éduquer te kooku c'est le rôle des familles c'est pas le rôle de la police ni celui de l'État. État dafay joxe formation te jàngal école wala jàngal la métier mais État du moom la war mu yar nit ñi famille yi ñoo war a def rôle boobu avant famille yi dañu ko doon def ba pare dafa amoon solidarité ci wàllu boobu xam nga ñun bi ñu nekkee xale da nga génn ci mbedd bi def naka sudul noonu koo xamante ne du sa famille direct romb la mais am na droit corriger la te sa waa kër yi bu ñu ko yégee que da nga def li mu corriger la dañuy dolli un maître un instituteur jamono yooyu ñeme woon daje ak sa instituteur dans la rue bis bu la inserté ci bedd bi da ngay daw dem jàngi parce que xam nga ne suba il sera interrogé te soo mokkalul danañu dal sa kaw parkat lañ lay def donc avant il y avait dans la société des mécanismes qui permettaient de correction des enfants d'éducation par la correction mais loolu amatul ki lay jàngal ñemeetu la laal bu la laalee c'est la justice doomu jàmbur boo ko rombee boo ko waxee kii sax ñu dal sa kaw ñu dal sa kaw bon loolu ça concerne maintenant les populations seen bopp mais il y a des problèmes aussi qui concernent la police elle-même police bi ci boppam on a comme l'impression que ñoom itam formation des na ci seen côté parce que tey jii nit ñuy dugg police taxaw ak seen ñaari tànk génn les deux pieds devant dafa bari ñii des polices y en a beaucoup dans le cas de ce commerçant là. ay bavures lañ koy bëgg duppee. voilà xam nga yooyu ça pose un problème est-ce que les gens sont bien formés. est-ce que loolu moo indi rupture de confiance bi entre la population souvent on peut pas appeler rupture de manière définitive. est-ce qu'ils appliquent aussi les règles. xam nga dafa am benn règle boo xamante ne bu am solo. basiquement bu ñu wax le règlement 5 de l'UEMOA buy wax ni nit. buñ ko jàppee. buñ koy enquête. aux premières heures de son arrestation. déjà war nañ ko notifier que am na droit woo avocat mu taxawu ko. mais souvent. est-ce que ñu koy respecté fii. loolu dans léegi ñu ngi koy respecté maintenant de plus en plus mais dans tous les cas où il y a des bavures c'est que ça n'a pas été respecté. fépp foo dégg que nit dugg na commissariat vivant génn àndul ak bakkan c'est que loolu ça n'a pas été respecté bu ñu ko respecté woon du am. dégg foofu noonu. du àgg foofu. d'accord loolu aussi dañ ci war a taxaw. je ne sais pas comment on recrute maintenant. mais dafa mel ne recrutement le volet formation façon bi. dafa mel dafa changé formation yi dafa changé. dégg naa sax ñoom ñu ne léegi benn terme bu ñu utilisé naguru blindé nee nañu daal fu mu ne nii des gens xam ne amuñu benn niveau c'est ça qu'on appelle les naguru blindé moo ëpp ci recrutement yu bees yi. d'accord loolu moom moo lieutenant peut-être on recrute des gens comme le lieutenant qui était bien formé. xam nga. qui a eu la chance d'être bien formé même. da nga am sa benn mbokk bu ci nekk rek. xam nga jàppale la nga dugg. voilà bala may dikkaat ci kaw parce que moom lépp lañ koy centraliser ci lieutenant monsieur le maire yaakaar naa ni l'article moom moo ko yëngal sax parce que ci wàllu assistant parlementaire yi ñu la noonu wax yaakaar naa nécessité bi bu ñu eggee ci cas yu mel nii la ngeen koy soog a xam yéen waaw xam nga man maa ngi doog a nekk député ci 13e législature bi te ñëw njëkk mënuma leen a juger lan lañ doon def mais ñun at lañ fi amagum xam naa ne ñun ñu ngi am loo xam ne ñu ngi koy def parce que lépp loo xam ne yëg nañu ko am nañu dinañ ànd ñun en tant que des parlementaires ay enquêtes parlementaires sax dañ koy def
mën naa fi si joxe benn exemple boo xam ne dañ ko def terre bi muy jàll am ñoo xam ne dañ leen waroon a yëkkati. impacté yi amoon na ay difficultés yu métti amoon na ci ay menaces mënoon na lu nekk mënoon na ci xew mais ñun buñ ko yëgee dans le département de Pikine ñun les députés du département de Pikine dañoo convoqué impacté yi mairie de la ville recevoir leen déglu leen ñu wax ñu li fi état jaar ak ñoom ak li état nar a jaar ak ñoom ak li leen ci arrangé wul ak liñ ci nar a def ñoom comme taxawaay ñu xam ne lii suñu ko bàyyee nii sëgg du jur jàmm ñun ñoo jóg en tant que des parlementaires dem ci premier ministre ne ko il faut nga recevoir mu recevoir ñu wax ko situation bi nu mel ak la mën a jur mu boole ñu recevoir ñu ñun ak impacté yi tey ba nga xam ne loolu solutionné na donc kon man xam naa ne comme li nga wax député am na rôle boo xam ne mën na ko dem doxi pour prévenir fexe ba loo xam ne mais souvent da ngeen doon am jumtukaay bu koy wax foofu day wax jumtukaay yi am nañu ay assistant man tey yaa ngi wax ci sànq su ma juumulee que ni bu ñu ñëwoon bu ñu leen dimbali woon ci xàll woowu la ñu def fa ñaari voie xam nga loo expliqué noonu loolu xam-xam boobu foo ko jëlee da nga jekki xalaat ko wala dafa am sur le plan sécuritaire xam nga sama naataango bi wax na ko sànq bi wax ne dafa sécurité am na loo xam ne dafay ànd ak programme loolu ñun suñ programme la parce que bu ñu la falee ci benn dëkk nga toog fa mais war nga xalaat am programme boo xam ne yaakaar nga ne programme bi boo ko tegee dëkk bi dana développé mais développement li muy àndal mais sécurité da ci bokk dem bu facile daf cee bokk accès bu facile daf cee bokk jàng daf cee bokk bëgg a feebar bëgg a faju fa ngay fajoo jege la daf cee bokk donc looloo tax ñu wax ko am na fenn foo xam ne d'accord naa ci ak moom ci li mu wax sànq am na foo xam ne d'accorduñ ci par exemple li mu wax ci tey man dama banlieue laa dëkk banlieue laa juddoo fa laa jàngee fa laa yaroo fa laa màggee fa laa nekkee li ma nekk tey mais dama gis ne banlieue bi tey par exemple li mu wax ci sécurité urbanisme bi war a am ci banlieue bi amul mais loolu lan moo ko jur lan moo ko waral tey boo xoolee Pikine par exemple bu njëkk mais ñaay bi la woon rek dañoo daan ñëw gas ay seyaat di culture maraîchère lu commencé Pikine ñaay bi yëpp culture maraîchère la woon mais nit ñi dañu def exode ñëw Dakar suñu papa yi à son temps man Jolof la par exemple maa ngi jógee Jolof sama papa ñëw nekk Dakar di liggéey Pikine nekk na banlieue jege na Dakar mu jënd fa kër dëkk kër yi ñan ñoo ko doon jaay est-ce que defoon nañ urbanisation boobu amul noonu la ñu dëkkee ba tey ji mu causé insécurité mais loolu ku fi nekk tey yow yaa war a régler les problèmes parce que yow bu dee da nga fekk problème tey yow yaa ko war a régler par exemple tey man su ma ñëwee fekk Kër Massar gi ma dëkk urbanisme ba baaxul quartier yi ay quartier non loti la wala ay quartier flottant la comme nuñ ko mën tuddee bu lakk amee sax oto bu nu dugg tey loolu lan lañ mën a wax tey si jamono ji ak fi mu toll fii ak insécurité mais restructuration tey banlieue bi dañ ko war a restructurer état da ko war a restructurer mu am ay plan d'urbanisation yu baax am yoon yu baax am lumière yu baax yu leer bu ko defee loolu dana contribuer ci banlieue bi gën a am sécurité mais tey même bu ñu amoon ay comme par exemple 135 personnes nga am 135 policiers sax ñu leen di garder surtout urbanisation bi mel nii mu mel sécurité du mën a am électricité bi éclairage yeeg beeg yëpp yaakaar naa am na benn gox bu ñu soriwul dara Gunaas lañ ko duppe suñu naataango bi di Abdoulaye Wadianga di suñu correspondant bi nekk fii ci banlieue yebal nañ ko mu dem ca Gunaas xoolal ñu la nga xamante ni moom moo fa xew ñu teewlu ko dellusiwaat ci plateau bi Médina Gounass 4 fii daanaka environnement bi neexul gis benn yoon dañ fay gis ay kër yu yàqu yu ñu abandonné waaye tamit lii di calte gi moom moo fa bëri lool lu ni mel askan bi di ko ñaawlu bu baax a baax. daanaka booy seet ñu toll nii maison abandonné yi fi des mooy yi nga xam ne moo ñoo dem jaxaay jamono yi passé raconté nañu maire
mu ne yéen yi séddoo nañu ko lenn li état bi jël na ko lenn li moom jël na ko. mbirum inondation yi tamit nekk na loo xam ne lu sonal askan bu fay yeewoo bu taw bi tàmbalee dañuy jaxasoo lu ni mel nag tax ba ñuy yëkkati seen kàddu di wax ne war nañ cee wut ay saafara. gis ngeen wàllu inondation bi fi nekk gis ngeen li fi nekk ci wàllu ñàkk infrastructure gis ngeen li fi nekk ci wàllu canalisation. askan bu fay yeewoo tamit mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe lu jëm ci li nga xam ne moom mooy ñàkkum kaarange quartier bile daanaka amul éclairage public. bii nii côté bii nii gis nga secteur bii nii guddi gi nii du am lampe day lëndëm day sombre waaw lampe bi moom côté bii kese la mais à part de fii génn nga tali bi nii secteur yii nii amul lampe xanaa nga génn dox ci tali bi nga door a mën a am lampe. Médina Gounass nekk benn gox bu nekk fii ci Géejawaay mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri askan bu fay yeewoo di sàkku ñu indi ci ay saafara. Abdoulaye Wadianga ñu lay jaajëfal monsieur le maire dinaa dikkaat ci yow parce que lii nga xamante ni moo xew ca Gounass am na ñoo xamante ni ña nga ca sa gox boobule di Kër Massar ci ay gox yu ma la mën a limal yu jàpp que ni ñoom li ñii di daj ñoom la ñuy daj te am na loo xamante war nga ko ca mën a taxawal. mais nag mon lieutenant dafa am interpellation yu bari na lool ci seen wàll ci autorité police bi. bu dee mën nga ci dëkk rek tontu ci am na mbokku téléspectateurs yoo xam ne dañu doon ànd ak ñoom su nekk ci waxtaan bi. di ñu gunge di ci joxe seen xalaat mais xam naa ni tey jii bu dee yembul rek dañ leen koy leb ba beneen yoon fidèles téléspectateurs yi nga xam ne dañu daan topp rek ci le 88 628 11 22 daan joxe seen xalaat ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee moo leen a alisé. waaw xam naa damay commencé ci maître bala bay ñëw ci yeneen yi. maître barki démb man ak moom ñoo nekk noonu commissariat central. ba ñu jàppee ñi nga xam ni ñoom ñoo doon def marché bu ñuy tere. keroog ba mu toogee di bind dafa tagg nan lañu taxawee ak ñooñu am na beneen avocat bu fa ñëw jot naa faa jàppanteeg moom ndax moom dafa ñëw rek commencé xaste ba mu demee bay bind Mamadou Diop Decroix moo ne ko doo ko fi bind parce que ñun jàmm lañ fi nekkee li may wax mi ngi toog fa la ko fekk donc li nga xam ni moom la ñu war a taxawee tey ak ñi nga xam ne jàpp nañ leen daañ leen yëgal ni am ngeen droit am avocat bu ñu indee seen avocat dañ leen di recevoir keroog du benn avocat du ñaar ay avocat ñëw fa ñëw ndax ña ñuy jàpp bare nañu mais ñoom ñëpp recevoir nañ leen bàyyi leen ñu gisante ak ña nga xam ne ñoom la ñu téye woon ñu waxtaan ak ñoom xam naa ni daf maa bëggoon sànni xeer moo tax mu commencé noonu mais xam na ne waaw beneen bi si des moom mooy ni damay faral di wax nit ñi nañu bàyyi enquête yi ba mu leer parce que xam nga ñun dañu tënk mënuñoo wax ci dossier bu nekk devant la justice mais gis nga dee yi ñuy jiiñ bari na nga xam ne bu ñu dem ba ca cëppaandaw ba lay feeñ day wuute ak la nit ñi doon wax. d'accord xaaral foofu moo leen a xaaral foofu rek dafa am benn mbokku téléspectateur bu yàgg ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam na nga def. ñu ngi sant yàlla baax sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee. waaw bon su ma fekkee mën naa lépp tudd s'il te plaît. dafa am benn question bu ngeen posé monsieur le maire moom vraiment si vous pouvez revenir ça parce que ñan ñoo joxe autorisation pour ubbi les clandos dans les quartiers. parce que ça aussi ça contribue à l'insécurité. waaw parce que vraiment c'est une question importante je crois que il faut ñu xool. comment on distribue les licences là. parce que xam nga l'alcool fréquenté c'est les enfants ils l'imprègnent. Surtout aussi les débits d'alcool à proximité des écoles. yooyu yëpp ça ak les baby food et cetera à proximité des écoles. yooyu yëpp day contribuer ci xale yi di def ay genre question yoo xam ne pour bu ñuy jouer et cetera donc yëpp ça contribue à l'insécurité. surtout je crois que les maires là il faut les sensibiliser sur ce point c'est important. d'accord monsieur le maire dina ci dikkaat sax tout à l'heure. waaw donc ma wax ñi nga xam ne ñi ngi wax seen idée nu mu demee may ñaan nit ñi ñu tey bàyyi enquête bi mu dox bu enquête bi demee ba leeral ñoom maître daal di indi preuve yu wane ni lii moo am bu boobaa ñu taxawaayu nañu wax nangam mais nit deen rek ñu ni tey Mbaye Sadi moo ko rey yóbbu ko fu ne waxee ko fu ne day xaw a doy waar te du avocat yi wala défenseur droit de l'homme yi laay interpellé mais dafa am rôle bi nga xam ne da nga ko commencé sànq bi ñuy doog a ubbi presse bi dafa am rôle bu mu war a taxaw ci sécurité. C'est important. tey benn famille mooy jóg taxaw daal di tam kenn wax ko lu ne
ñu bind ko kookoo ngi dund mi ngi fi taxaw kenn du ko laaj loolu dafay indi lu doy waar ci réew mi nañu seet ni li ñu ñuy mujj wax yépp di ñu ko jiiñ kenn demul ci police bi laaj ko lan mooy sa version dañuy jël benn famille rek mu ñëw wax leen lu leen neex dem jëli photo Mbaye Sadio yi gën a rafet nag ya ma doon jullee juma ya ma doon jullee ñu teg ko ne kii mooy waaja moom day nekk sëriñ damay ñaan nit ñi ñu ànd ak dal bu yu mel noonu amee bàyyi enquête bi daw waxoon naa ko ci deewu étudiant boobu Bassirou Sarr bañ ma jëkkee interpellé ni ma bavure man de xaw ma lu fa xew ndax nekkuma fa wante nañu bàyyi enquête ba daw ba jeex ndax li may bañ man mooy man ni monsieur le maire moo def nangam te aw ma ca dara lu ma leer te enquête tey toll na fi nga xam ni mën na révéler lu bare ndax nee naa la am nañu instrument yi nga xam ni tey li mu doon wax ni sécurité science am nañu li nga xam ni tey scientifiquement mën nañu wax ni Mbaye Sadio moo def nangam kon bu yooyu amatee na ñi nga xam ni ñooy tàllal seen micro. waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. waaw excellent jàmm yaa ngi ci biir. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu Mansour di nuyu honorable député maire Moustapha Mbengue. ñu ngi lay fay bëgg participer ci émission bi. excellent jàmm nekk directrice d'école madame Mbengue. donc dama doon wax ci problème mu sécurité bi. parce que man sécurité bi dama yaakaar ni dafa njëkk ci famille bi. parce que famille bi la ñu war a yaree xale bi. balaa ñuy génn. xam wax leen nan la ñuy sécuriser nit ñi. ñoom aussi nan la ñuy moytandikoo lu baree bari. inculquer leen ay valeurs yoo xamante ne dinañu mën a vivre ensemble et vivre dans leur milieu. de sorte que bu ñu génnee ci population bi dinañ xam nan la ñuy doxalee ak nan la ñuy nekkee seen nekkin mais si toutefois que ay famille bàyyi seen doom d'abord ci comportement bi xale yi dem école wala génn seen kër sol ay jeans déchirés le portable même à l'école et dans les centres d'examen di wax lu leen neex di def lu leen neex jàngaluñ leen ay valeurs lu leen neex toogee bu ñu jógee jël lépp déchargé ko au niveau des autorités étatiques daal ne c'est l'État alors que loolu moom du problème u l'État problème de famille la d'abord bu paree ci problème de famille ñëw école aussi am ci wàllam citoyen yëpp am ci seen wàll may dellu si ci insécurité population bi ci koñ bi tey jii dañuy def ay conseil de quartier bu ñu jëlee suñu kaawu Kër Massar bu ñu maire bi bu ñu toogee rek li mu njëkk a def mooy dafa implanter ay conseil de quartier ñu jël les personnes ressources dans les quartiers les délégués de quartier les GCD les GTS ñu woo leen def benn réunion boo xamante ni population bi yëpp dañuy toog yu zone bi nga xam ne ñoo war a def conseil de quartier ñu def conseil de quartier def ay cellules ay pôle de sécurité pôle de tel éducationnel et tout kon loolu aussi bu ñu taxawalee ay structure nañ ko doxale ñu ëlbatiku ci conseil de quartier yi dem na ba am comité de vigilance yooyu war nañ ci war nañu dox te aussi war nañuy participer parce que l'État ne peut pas tout faire mais dañuy taxawal comité de vigilance nga gis kii joxe kii bi joxe loolu doxalu dëkk. d'accord parce que il faut une gestion participative. madame voilà. waaw may ma eggale di terminer ci honorable député parce que moom sécurité bi da koy njëkk ci éducation xale yi parce que il a eu à donner 1635 bourses au niveau de Kër Massar. te loolu rek doy na ci sécurité. parce que buggul xale yi madame s'il vous plaît li ñu bëgguma laa dog waaye li ñu desee ci waxtu dafa néew lool. te bari na mbokku téléspectateurs yu nekk ci ligne bi looloo tax sax ñu xawoon ko bëggoon na lépp tey jii solos waxtaan si moo fa yegg. moo liet naa. waaw loolu mooy li ma doon njëkk wax. doon ci tontu maître. ma wax rek léegi ci spécialiste sécurité bi parce que moom mooy scientifique yi. nit ñi dañu am impression ni day génn dañoo bare mais li génn matul benn promotion wu police ñi nekk ci mission Nations Unies yi te ñu war a nangul nit ñi nii yamul ci sagu Sénégal kese kilifa yi jiite police yi war nañu mën a def di social la fa nit ñi di dem di ko wuti di ko indi di ko dugal ci biir réew mi jàpp naa ne war nañ ko nangul force de sécurité yi ñi fi dem mënuñoo tax insécurité am ci biir dëkk bi li nga wax sànq ci suñu relation ak
askan wi dama naan keroog bi ñuy installé l'inspecteur général de police Ousmane Sy dafa wax ji nga xam ni li nga wax science man noonu laa ko tuddee ndax xam nga kilifa gu ñuy indi ngay bees di toog waxoo ni maa fi gën a rafet maa fi gën le maa fi gën nangam ba muy jëkk wax ak ñun ñi nga xam ni ñun la jiite commencé que ca contrôleur généraux yi wax commissaire yi wax officiers yi wax ak sous-officiers yi wax ak agents yi dafa leen wax ni li ñu askan bi di tuumaal am na li nga xam ne ci ñun la nekk te daañu góorgóorlu pour loolu dañ xam nga li ngay wax ni dañu war a gën a jege askan wi maître Ousmane Ngom mi fi nekkee ministre da ko bëggoon pour que population yi wax ma police au lieu de ñuy wax la police mais nañu nangu ni boo duggee ci commissariat yi am na nu ma lay teeroo tey mënoo maa wax ma police loolu dafa ni bu jaree ñu fay ay spécialistes yu ñëw di ñu wan nan la ñu war a accueillir daañu ko def parce que bëgg nañu toll foofu ak suñu askan donc loolu nekk na li nga xam ni mënoon na ko bañ a wax si bis boobu dugg ci réunion rek daal di wax lii ak lii mais dafa toog askan wi yëpp rajo yëpp ak télé yi wër ko mu nangul ñu loolu daal ni nañu góorgóorlu ba fii ñu toll nii lii ñu tuumaal te mu nekk ci ñun nañ ko dindi te daañu ko dindi ndax taxawaay ba mu xam ni moom mi ñu jox tey police bi moom la bëgg ñu taxawee ko ñun loolu rek la ñuy taxawee d'accord mon lieutenant léegi en terme comme wax nañu cause yeeg jeexital bi en terme de doo ma bàyyi ma tontu ci formation bi waaw formation bi tontu ci li ñu dese ci waxtu dafa xaw a maître nee na maa dàq jàng xale yi xale yee ma dàq jàng man tey dama am ay doctorant ay docteur yu nekk ci biir police bi man bi may dugg police niveau DFM lañ ma recruter xale yi tey kii ñëw di nekk si li ñu doon tudde ñun bu njëkk ba gardien la paix moom la ñuy recruter ak niveau bi ma amoon am nañ fi tey ñi nga xam ne ñu nga université di waajal jeexal jàng pour mën a nekk ñuy jàngale ji université maître impression la rek bu nit ñi am mais du la nekk ci digg ba. et pourtant lan moo tax nit ñi di ñaxtu toujours rek les gens se plaignent plus que nit ñi. waaw mais da nga toll fi nga xam ni tey. gis nga ñi ñaxtu bu ñu yemoon ci ñun rek. dañuy wax ni ña ngay sonal alkaati mais fii mu toll nii ñëpp la ñuy ñaxtu te wax ni da ngeen ci am rôle bu bari. démb dama ci wax. baal ma wax la rek wax bu gàtt laay wax. dama wax démb ci benn presse. ni nit ñi taxawaay bi ngeen war a am ci yaraat nit ñi mu xaw a desadi ñu wax non non duñu nangu ñu attaqué ban bu ma attaqué tey journaliste yi dama cay bokk nga bokk maître dama nekkoon sud jàngi journalisme mu pratiqué ko nekk journaliste reporter tey lu dal si kaw journaliste yi sama kaw la dal mais dama ni nañuy seeti ñu am xam-xam ñu leen di waxal ci yenn yi ñi ñuy dem di gëstu ji seeti dëgg ga fan la nekk damay joxe rek exemple bu ndaw en passant tey dañ ma indil ci portable lu ñu bind ci man ni waa ji de xamuñu fan la jógee sax bay wax léegi daal fu nekk ma nga fay wax ndax yaakaar ngeen ni war naa am fit ak doole bu war a tax ma sol tenue police génn di waxal police wala kon ndax jàpp nañ ni police Sénégal ñàkk fayda bu war a tax sagar gu mel naka Mbaye Sadi génn di wax ak ñoom tey yool ñu tëjal sa gémmiñ journaliste ba koy def ñu tudd tur ñu maître Amadou Ali la déontologie ak ni ñuy jàngi journaliste da ko obligé mu ni maître Mbaye Sadi neenal nangam keroog sa commissariat central maître ni ko Mbaye Sadi waxul dëgg mu bind ko mu ni ko Mbaye Sadi wax na dëgg mu bind ko wala maître bañ ko tontu mu ni maître kat woo naa ko ba tàyyi mais nee na du wax ci wax jooju mu bind ko mais nga jël gor toog parce que am na ñu nekk sa ginnaaw ni la nañ ko xas nga xas ko loolu rek moo fi. merci beaucoup te musiba la ci yéen ñi bind def presse. merci beaucoup mon lieutenant Amadou bu ñu dikkee ci en termes de solution parce qu'on est arrivé presque au terme de l'émission malheureusement nekk na lu essentiel loo xamante ni suñ ko mënoon def toute une journée mais xam nga les exigences aussi en matière de direct ou bien en matière de couverture médiatique aussi day contraindre souvent ci temps bi ba lu ñu am fii sax peut-être bari na émission yoo xamante ni mënuñu ko am ci waxtu moyen bi citoyen bi am tey jii ba bu ñu demee ba ni mbir mi kat wóorul wala bu ma jógee fii tey jii di ñibbi fa ma war a ñibbi war naa mën a sama xel war naa mën a dal moyen boobule te ñu éviter mën a am juste équilibre bi ba bañ a appliquer li ñu tuddee la loi du talion ban moyen tey jii la citoyen bi mën a am tey ngir mën a dalal xelam yow bi nga mën a dalal sa xel keneen mën ci dalal xelam ba mën a dox ci askan wi mën a dund ni mu war a dunde
waaw Mansour moyen c'est-à-dire moyen. parce que tey jii ñoom bu ñu jàppee ñoom lieutenant bu ñu jàppee nit nga yor yenn mbir yi yoon dina dal sa kaw. xaw ma ndax yat yeeg kuur yi nan ko nangu parce que léegi chauffeur yeeg ñëpp bari nañ ci ñoo xamante ni yat yeeg kuur yi ñu ngi ci biir oto yi nekk na loo xamante ni bari na suñ ci yemee tamit nañ dal sa kaw. waaw baal ma rek bala ngay kii ma jël mbokku téléspectateur bu mujj allo salaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen def. sëñ bi nag ma jégalu rek mais li ñu dese ci waxtu néew na lool noo tudd ak foo ñu woowee. waaw xaw dëgg la maa ngi tudd Idrissa Balde. Idi dégg nga li ñu waxtaan di woote Kër Massar. d'accord dégg nga li ñu waxtaanee tey chef de cabinet maire bu Kër Massar Moustapha Meng. waaw ñëwal ci lu gàtt léegi rek ci lu gàtt. liggéey bi nga xam ne yéen a koy amal foofu lee ci Kër Massar. waaw donc di leen féliciter tout d'abord ci émission bi. di wax ni aussi thème bi am na solo trop. parce que c'est de l'actualité. xam naa aussi li waral temps yi fii ci Kër Massar moo waral tey wax dëgg yàlla suñu toogaayu honorable député foofu. di wax ni rek benn ak mbir laay seede moo ci wàllum sécurité. moom looluy loo xamante ni lu muy jooy la chaque jour que Dieu fait. di ko jàmbat di laaj di def ay demande constamment ci loo xamante ni lu jël ni Kër Massar parce que tey population Kër Massar dafa rëy rëy ay boo xamante ni maara day taal pour nga maîtriser ko sax wala pour nga wër ko si tout à fait un problème. moom tout ce qui est comme dispositif yi ñu war a jël comme pour sécurité Kër Massar mooy la police la gendarmerie loo xamante ni ay dotation la sax même si lu jëm ci wàllum suuf. il est tout le temps disponible et prêt à le faire parce que chaque jour da koy wax. sànq am na ko loolu ça revient ci Latir li mu waxoon léegi que ni yenn gox yi des fois dañuy gis que ne les collectivités ñoom ñooy suppléer di jàppale au niveau des kii. mais loolu naa ci dellusiwaat. waaw ci loolu ngay tëjee bàyyil moom mu daaneel rek sëñ bi li ñu dese ci waxtu dafa déw lool daaneel rek maa ngi koy jégalu. voilà donc c'est important parce que ay témoignages la. comme sànq am na ko xale bu ku génn si kii bi si télé bi. mais di waxu coole ñu xale yu jigéen ñi. damay rappeler juste benn jour dañ doon am koo xamante ni dafa solo mais lu mu sol c'était indécent. moom mi ci jëm boppam moo ne dellul sa kër nga changé colin muuru musóoru pour nga ñëw nga mun a ànd ak. nga soog a ñëwaat. voilà donc nga soog a ñëwaat donc témoignage boobu laa bëggoon apporter nga xam ne c'est extrêmement important. ñu lay jaajëfal bari na mbokku téléspectateurs yoo xamante ni bëgg nañoo participer ci émission bi ndax waxtaan bi la solo si la. dañ leen di jéggalu rek ba beneen yoon ñu mën leen a ubbil antenne bi ñu mën a toog waxtaanee ko ndax ni ñu ko waxee rek lépp Sénégalais yëpp. ñoo ci bokk Amadou. waaw par rapport ak question bi. ban ma doon. waaw parce que en fait dama ni tey jii ban moyen la citoyen bi am tey jii ngir mën a bu dee dañoo dem ci benn situation xam naa ne doo accepter tam situation d'insécurité. même yow concevoir nga que ni Sénégal c'est un pays sécurisé. à l'intérieur d'un pays sécurisé comment des citoyens peuvent être en situation d'insécurité bu ñu eggee ci foofulee ñoom ban moyen la ñu mën a disposer tey jii ba mën a défendre bu dul défendre sax mën a aar seen bopp. xam nga insécurité moom comme li ma wax dama ciy revenir parce que Sénégal c'est un pays sécurisé. kooku beneen niveau la mun nañu nekk ci benn gox mun nañu nekk Kër Massar. nga nekk en insécurité du ma nekk en insécurité. parce que état psychologique la mun nga xool bërëb wóoru la nga ne fii impression boobu ngay am ne fii bu mu fi rombee bu mu fi jaaree wóorul sama bakkan wóorul sama kii man mun naa ko bañ a yëg parce que man fa laa dëkk. donc loolu mooy différence su insécurité bi ak donc mun nga nekk ci benn bërëb. te yow nga am insécurité man awuma insécurité sa kii la état psychologique la. donc beneen bi mooy comme li may wax il faut que ñu dellu kenn ku ne ñu gën a joxaat ñu gën a fulaal sécurité. li may wax toujours dégg nga sànq nee na ki mujjee intervenir nee na c'est d'actualité. en fait loolu mooy problème mu Sénégal. c'est d'actualité. actualité c'est-à-dire dafa am comme li ñuy wax moom lieutenant xam na ko. dafa am sécurisation mais dafa am lu ñuy wax sécuritisation. sécuritisation moom nag kooku presse bee ko moom. parce que moom mooy que gis nga yu ndaw yi am nii débat yu mel nii. dafay war di am ba nga xam ne li nga xam ne moom lañ ñàkkal solo. ñu jox ko solo. donc loolu mooy andi. et puis aussi comme ni mu wax presse bi gis nga li ñuy wax état d'insécurité boobu. li ci ëpp. dafay jàllal parce que médias dañoo bëri bu kii waxee kii wax alors kenn ku ne relaté ko ni mu ko xalaatee. da ngay gis mu daal di toll ni mu toll. justement léegi nag bu ko defee aussi il faut que presse bi aussi ñu jéem a am rôle boo xam ne et kooku je crois bien que police mën na si jox gendarmerie mën na si jox ñu jéem a seet naka la ñuy concilier. jéem a dajale
comme ni ñu dajalee étudiant police ak étudiant gendarmerie donc loolu il faut ñu créer cadre boo xam ne dañuy bëgg di daje dañuy bëgg di kii mais comme ni ma wax encore une fois bu ñu joxee cadre citoyen bi pour mu yomb bu ñëwee commissaire dalal ko waxuma sax agent bi mais commissaire bi ñëw dalal ko ne lan mooy toogal may ko ndox ainsi de suite da ngay gis mu commencé climat de confiance boobu dellu si ba lépp lu mun a am fu mu mun ci toll ñoom dinañ ci jot d'accord waxtu bi nag dafa jeex malheureusement dama bëggoon nag du côté de la régie rek ñu may ma 2 à 3 minutes pour ñu mën a conclure parce que mbir mi fi mu egg la mettre en termes de conclusion tey ji solution pour que comme ni ñu ko waxee rek ñun au niveau aussi des médias qu'on puisse jouer pleinement notre rôle que mu doon bu loo xamante ni dañuy xaar ba mu actualité ni këtt ni joon ñu koy waxtaane waaye ku nekk tamit nga jouer sa partition ci wàll wi waaw comme ni ko nit ñi waxee fii rek question la boo xamante ne dafa laal domaine yu bëri laal na leen yéen ñiy def presse am na ngeen taxawaay bi ngeen war a taxaw laal na famille am na taxawaay bu ñu war a taxaw citoyens yi aussi am na taxawaay bu ñu war a taxaw bu ñu gisee loo xam ne xamuñu ko ñu mën ko signaler parce que police itam mënta nekk fu nekk xam nga nit ñi ñoo leen war a guider di leen jox ay information police aussi laal na leen bon mbir mi aussi du répression kese mais aussi répression bokk na ci lutte contre l'impunité foog mu am aussi xam nga dara bu xewee il faut que nit ñi gis que lii boo ko defee dana am lu la dal mais bu ñu demee ba finalement ñu am impression que du am benn effet dañ koy banaliser continuer di ko gën a def et ça devient plus dangereux ça devient plus dangereux donc man daal ci gàttal question la boo xamante ne vraiment dafa laal lu bëri ku nekk il est impliqué ku nekk il est concerné ça concerne l'État ça concerne les citoyens ça concerne les mairies la police les familles ku ci nekk am na rôle boo war a jouer lu mu néew merci beaucoup maître votre mot de la fin waaw xëy na temps bi daf ñu xoj mais dafa am question yu xam ne waroon naa ko leeral parce que tey par exemple am na image boo fi wane sànq Géejawaay wax ko nga ne même Kër Massar am na ñu ni c'est vrai Kër Massar am na ay quartiers yoo xam ne tey boo fa demee amul courant amul ndox maa ngi koy wax chaque jour parce que nekkuñu fi pour di am lu ñuy nëbb wala lu ñuy nangam non parce que lu am rek am na lu ko waral tey Kër Massar sancaan la nit ñi dañuy ñëw dëkk suñu dëkkee ba pare nit nag bu dëkkee ba pare dafa am yoo xam da koy soxla suñu dëkkee danañ laaj ne soxla nañ yoon soxla nañ courant soxla nañ ndox soxla nañ fu ñuy fajoo soxla nañu fu ñuy tàggatee suñu yaram soxla nañ fu ñuy jaamoo yàlla et cetera comme dëkku sancaan la loolu mun fa ñàkk mais état bi mi ngi ci def effort yu am solo parce que tey le projet accès universel à l'électricité à Dakar tey mu ngi foofu tey quartier yu si bëri tey yu amuloon courant boo xoolee ñu ngi leen di defaral courant di xëcc beneen bi tey mooy garage yi waa ji di wax waaw c'est important à Kër Massar xam nga moom wax na ko ba laaj ne maire bi autorisation yi muy jox garage mais mënul dem ci kenn mu jox ko autorisation signée par le maire Moustapha Mbeng pour garage à Kër Massar fu ñu jëlee kon autorisation garage yi fa laa leen fekk Kër Massar na mu bindoo garage yi fa laa leen fekk te garage yi sax duñ ay garage wax naa ko parce que bi ma ñëwee xool transport bi ak garage yi li mu demee ci biir dëkk bi ma ne lii mënul continuer xëy na nag loo fekk boo fekkee situation bu yàqu yow yaay responsable yaay war a defar ma ne lii de niñ ko mën saafara tey Kër Massar lenn rek la parce que tey ci plan d'urbanisation bi waroon na am lu ñuy wax plan d'urbanisation de détail boo xam ne tey fu war a am gare routière tey danañ fa jël def fa espace bi ne fii gare routière. d'accord monsieur le maire débit de boisson yi moom bëggoon naa ni que ni ñoom tamit ñi ko yor souvent ñëwuñu samp ko. non débit de boisson yi du ñun ñoo ko autorisé man autorisé wu ma fa dama ne la autorisé wu ma fa débit de boisson autorisé wu ma fa gare routière mais malheureusement que question bi du ma ko mën a tontu ba mu jeex parce que temps bi fii temps bi moo tuuti mais foofu ci garage bi ak ci gare routière yi nga bi ñu wax ak débit de boisson yi bëggoon naa ci tontu bu leer expliqué ba mu leer nañ ci bopp xam naa kii moom mbir mi leerul ci moom ndax Kër Massar dëkk la boo xam ne tey damay dëkk tey kii mën na fa dëkk 10 ans am na lu muy xam
yow nga taxu si tey am na loo xam ne doo ko xam donc il faut que yow ñu leeral la nga doog a mën a xam ne lii dekete lii la ñun personnellement dinañ déplacé wu ba ñëw Kër Massar toog waxtaan ak yow incha allah ci wàllu mu lieutenant temps bi nag malheureusement dama ñaan sax 2 minutes ñu bàyyi la rek nga conclure man moom ci benn rek laay wax li ma doon wax xëy na li ci ëpp wax naa ko mooy mbirum carburant bi que maire yi am lu ñuy séq ak ña ñu bokkal foofu du tax ñu wax ni amuñu carburant dañu am dotation ñoom ñëpp amul commissaire tey bu amul dotation te loolu ñoom ñuy wax ni maire baa ngi leen koy defal maire plateau du ko defal sûreté urbaine ndax sûreté urbaine li ñuy wër ci biir Ndakaaru ñoom région bi yëpp lañu nekk ñu ngi koy def bu ngeen amee jot na leen jaral ngeen dem buntu camp Abdou Diassé fa nga xam ni fa la suñu essence bi nekkee ngeen gis naka la auto commissariat yëpp di rage ñu leen di ravitailler tey bu ñu leen dee defal dara xëy na dañuy seqanteeg ñoom la mais du ñàkk lu ñu war a liggéey parce que jox nañ leen lu ñu war a liggéey jox nañ leen oto jox nañ leen carburant bu ñu ko war a mën a doxale mu seq nag ni damaa génn man ak maître ñu jàppante loxo loolu man ak maître a koy seq mais du tax ma ni man kat maître mi fi ñëw oto bi ma police jox dama manqué carburant moo tax dooma dolli carburant pour ma ñibbi dañ may jox ba mu fees del may dawal oto bi parce que liñ ma teg ni liggéey ko jox ma moyen bi da cay boore carburant. D'accord. Merci beaucoup merci beaucoup fidèles téléspectateurs loolu lañ amoon ne yéene tey indil leen ko ci waxtaan wu am solo xam naa ni ce n'est que ni ñu koy waxee ci nasaraan ce n'est que partie remise dinañ ci dikkaat yeneen plateau ndax ni ñu ko waxee ñu xamalaat ñu ko tamit en tant que ñoo xamante ni peut-être dañuy jouer rôle d'alerte ak prévention war nañoo toog ba toujours ba jafe-jafe am ñu soog cee mën a waxtaan amoon nañ mbégte tey doon dalal ci plateau bi monsieur le maire le député maire de Kër Massar Moustapha Mbengue merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Oui, merci beaucoup ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci li ngeen def. merci beaucoup aussi pour la démarche. Sincèrement tous les téléspectateurs par ma voix ont tenu à féliciter la police nationale ci benn mbir muy ci wàllum communication bi parce que depuis un certain temps aussi on a vu que comme on le dit la grande muette même si elle est muette aussi et aujourd'hui am na question essentielle yoo xamante si ça interpelle la population il faut que ñu dalal seen xel. et là vraiment soyez-en remerciés. waaw ñun dañ leen di gërëm ngeen wooñu parce que damay jàpp ni bu ñu nit tuddee grande muette dañuy fàtte ni police bokk na ci ñu jëkk di wax ak askan wi. dañu amoon sax émission fu mel naka RTS di fa wax amoon nañu émission bu ñu tuddee woon à la loupe ci télévision bi di ci wax ak nit ñi ba procureur wax ñu am leen lu ngeen di wàññi ndax ñi ngeen di jàpp ils sont présumés innocents droit de l'homicide koy def tax ñu wàññi ko dañuy wax ak nit ñi parce que nit ñi ñoo tax ñu nekk fi lii may def nii bu ñu ma ko sant woon ñemewu ma ko directeur général bu bees bi moo ma woo daal di ni ma kaay nga taxaw taxawaay bi parce que ka waroon yore fii mu toll nii dafa nekk ci congé Mbaye Sadi kaay nga taxawal ñu ko man nag macha allah dama ne bu ngeen ma woowee rek mu wuy si macha allah mate nga ko macha allah ndax da ngaa bokk ci ñun ba pare loolu am na merci beaucoup aussi à l'infatigable moom saa suñ ko woowee rek mu ñëw ci plateau yi jàppale ñu aussi ci question bi ndax lu nekk nañ ko waxee rek lu nekk nañ ko jox ñi ko moom buñ ci waxee rek yaakaar naa ni njuumte gi dina wàññeeku dinañ ko mën a wàññi en tout cas bu fekkee mënuñ koo jeexal tamit dinañ ko réduire au maximum Amadou Latir Ndour la du consultant spécialiste en sécurité merci beaucoup monsieur Ndour d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup à vous aussi maître Amadou Ali Kane des conseillers juridiques de la RADDHO merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. mais man maa leen di remercier ci invitation bi. Voilà. nuyu ñi fi nekk. Macha Allah. Merci beaucoup fidèles et chers téléspectateurs mention spéciale à l'équipe technique bi ñuy jàppale nag ci coordination préparation émission bi mention spéciale à la rédaction de la DTV di leen jox di daje alors bi ñu dégmal avec toujours le même plaisir.